asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku nekk tuuram ak santam di leen nuyu yéen ñëpp seen tuur ak seen sant nag di ñëwaat fii ci studio bi waxtaan ak yéen li xamante ne moo lëmbi adduna bi mooy virus boobu ñu tuddee coronavirus yéen ñëpp xam ngeen adduna bi taxaw na ci fenn yëpp ci mbirum culture ci mbirum économie ci mbirum social ci mbirum politique li lëmbi adduna bi nag bàyyiwul Sénégal bokk na ci réew mi xamante ne dafa bokk ci wax connexion mondiale léegi ci réew mi gis ngeen mesures yi ñu jël ci maanaam pour xeex coronavirus bi moo dañu faral nag bëccëg bu nekk 7h ba 9h ci kàllaama wolof ñuy dalal ay kàngam ci réew mi ci waxtaanee ci mbirum feebar bi ci conséquences yi ci li muy am ci réew mi ci àdduna bi ak nu mu laale ku nekk si ñun ci dundam moo tax ñoom mbégte tey di dalal madame Aïssata Sophie Gladima muy ministre des mines et de la géologie xam nga ne mine ak géologie mooy bépp gàncax bu nekk ci suuf Sénégal ci Tambacounda Kédougou ak yooyu mbirum pétrole mbirum gaz bi li nekk ci suuf yëpp maanaam moom am na ci compétence ñu tamit ñuy dajale fii ci studio bi monsieur Mamadou Diop Decroix kenn du ko présenté Sénégalais yi mooy secrétaire général AJ/PADS nekkoon ancien ministre fii ci Sénégal ñu leen di nuyu di leen dalal ci maanaam ci studio ITV i rajo madame la ministre la ñuy commencé ci seen secteur maanaam secteur mine géologie gis nañu ITV bu ñu génnee chiffres yi ci daaw ci 122,2 milliards la dañu def ci maanaam ci chiffre ci fii ci réew mi léegi nag ci xeex bi coronavirus bi ñëpp xam nañu fan yëpp la laal ban conséquence la feebar bi am ci seen secteur. jërëjëf Alassane maa ngi lay gërëm di la sant di invitation bi di la nuyu di nuyu sa technicien yëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy permettre tey ñu mën a jokkoo ak sénégalais yi nekk fii mais yi nekk si bitim réew yi tamit di gërëm yi tamit presse bi si liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey si jottali information yi nga xam ne population bi soxla nañ ko mais tamit. vraiment di ñaax nit ñi ndaxte ñu ngi sensibiliser population bu baax di nuyu tamit sama xarit ni nga ko waxee Decroix bi nga xam ne képp Sénégalais xam nga xarañam ak bëgg réewam mais tamit takkuteem si politique itamit au niveau de l'Assemblée gis nañ liggéey bu rafet bu mu fay liggéey ak ñoom ñu fa nekk ñëpp di rafetul nag ni nga xam ne président de la République jël na ko comme ay ndogal président Macky Sall ndaxte teel na jóg si mbir mi ndaxte comme ni nga ko waxee feebar bi yàgg na fi depuis le mois de décembre fu ñu yaa fàttali ko affaire Wuhan ba nga xamee ne jël na premier ndogal bi moo doon bu xale yi ñibbisi mu doon lu metti si waajur yi ñu leen di ko massawu yi tamit mais fa naa ne tey ñun ñëpp yaakaar nañu loo xam ne baaxoon na la ndaxte gis nañu ba ñu ubbee tuuti frontière rek feebar yu bari bi ñi nga xam ne ñoo jóg woon si bitim lépp ñoo ko andi woon mais ñu ngi sant yàlla xëy na tey metti na mais ñu seet ñaan yàlla daal mu jóge si àddina bi yëpp tamit waaw secteur des mines moom dëgg la wax nañu ne am na lu bari mais tamit fan naa ne yëngatu nañu ndaxte tey suñuy xool ñu ngi nekk si 3 milliards 500 millions muy ñetti junni milliards ak téeméer ak fukk ak juróom si millions si nga xam ne moom le secteur des mines contribué aussi bien en espèces mooy jënne chèque bi nekkoon au total de 2 milliards ak fukk ak juróom-ñett millions si suñu koppar loolu le secteur des mines teg si table bi nga xam ne pour jàppale état du Sénégal jàppale population sénégalaise xam naa dinañ si dellu soit si biir vraiment fu mu nekk nii foofu la loolu la ñu tolloogu mais am na yeneen contribution yu continue di ñëw te xam naa ne si at bi itamit duñ si yem ndaxte am nañu seen assurance surtout zone yu mel ni Kédougou jàppale leen ci infrastructure sanitaire parce que soxla nañ ko. monsieur le ministre Mamadou Diop Decroix ban jàngat nga amagum ci feebar bi am bi léegi ci law ci àdduna bi ak ci réew bi. ci laa am ci feebar bi ak. ci feebar bi. ak ci réew bi waaw. waaw maa ngi lay gërëm di la sant ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nuyu itam ñi nga xam ne ñi ngi ñuy déglu. ak di nu seetaan de am na ci di nuyu itam sama jigéen Sophie Gladima Sy bi di ministre bi yor alal ji ci biir suuf si feebar bi mbas mi
defe naa ne jàngat yi bari na trop mel na ni sax génn ci jàngat sax xëy na est-ce que du teel trop parce que affaire bi guerre la guerre dañ koy faral di wax te nit ñi duñu xëy na am luñ koy mën a màndargaale parce que ñaare nit fokk mu gis dara ak bëtam walla mu làmb ko pour man koo gëm fii nag doo gis te mënoo làmb ba ne daj naa loolu mooy différence bi ak guerre boo xam ne da ngay gis avion yeeg char yeeg fetal yeeg nit ñi dee et cetera ak yu mel noonu fii doo gis kuñ ne bopp ba moo toj walla dañoo damm loxo ba walla yu mel noonu waaye guerre la dañ ko war a jàppe guerre man nag dinaa rafetlu liggéeyu presse bi daa wax su fi wax na ko léegi mais liggéeyu médecin yi aussi am na ci solo lool maa ngi xool man damay def ay calcul xam naa dinañ ci dikkaat ci waxtaan wi parce que diggante 1er janvier ba 31 mars li fi dee ci mbas mi ci Italie ci France ci Angleterre ba ci Amérique ak Espagne ay junni nit lañu te ñooñu naka jekk dañoo jàppoon ne seen médecine ma seen xam-xamu paj raw na sunu xam-xam ba seenatuñu sax seen pënd ñoom loolu la ñu waxoon nun fii ci ñetti weer yooyu ma la wax am nañu fi ñaar yu faatu waxuma ñaar fukk waxuma ñaar téeméer waxuma ñaari junni waxuma ñaar fukki junni defe naa États-Unis passé na ñaar fukki junni ëpp na ko et cetera kon nu sant ci yàlla bu baax gërëm ci sunu médecin yi infirmier yi aide-soignants ñëpp daal ñi ciy liggéey gis naa ne itam sénégalais yi xëy na ci njëlbeen gi gëmuñu ko woon trop mais defe naa léegi ñu bare gëm nañ ko man fële ma dëkk nekk di ca kaw ga am na dëkk boo xam ne ci wetu Kër Yaaba amoon na dëj mais dañu wax nañ ma ne ba ñu fa demee parce que dama faa yónnee woon ba ñu fa demee fukki nit moo ñoo dugg jaale ba denc ba ñu génnee amul tànt amul teg siis amul teg dara ku nekk ñibbi kon loolu aussi lu am solo la nit ñi war nañ ci mën a wéy waaye nag alsaan am na yeneen de yu xew ci ñetti weer yooyu ma la wax mbas mi rey na ci ca booba jamono léegi gaa weesu na ko mu ngi ci weesu na téeméeri junni sax mais booba ñu ngi ci ay boori ñeent fukki junni yu mu rey mais ci boobu jamono siburu reyoon na moom million yi nit ak lu topp xiif reyoon na 2 millions ak lu topp fii may wax ak yow ñu ngi naan Afrique bërkaati démb Afrique ngi woon ci 816 morts waaw juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benn nit yu dee ci mbas mi waaye ma xamal la ne bis bu ne ci àddina bi 2 fukki junniy nit dinañu dee ak xiif te boo seetee Afrique ci 2 fukki junni yooyu xëy na juróom-ñetti junni yi ci Afrique lay bokk donc am nañu juróom-ñetti téeméer yu dee ci mbas mi waaye bés bu ne nun dinañu am xëy na juróom-ñetti junniy nit yu dee ndax xiif loolu yaakaar naa ne dinaa ci dellu si waat. naa ci ñëwaat ci loolu tu wone lan moo tax mbas bi nu muy lawee ci àdduna bi gën a am médiatisation ak paludisme ak yeneen maladies yi xam naa ne xëy na rapport de force yi internationaux yi da ciy joué ci médias yi aussi madame Labine Sy foofu ci fi ngeen nekk ci Kédougou xam nga fu la ñuy wax souvent suuf si or bi fa la nekk ak yooyu te population yi seen loxo jotul seen ginnaaw feebar bi am nii est-ce que entreprise yi fa nekk di liggéey foofu jël nañu matuwaay pour jàppale population bi parce que crise bi dafa sanitaire la waaye dafa indi aussi crise alimentaire. jërëjëf Alassane balaa may àggali nga may ma gërëm effectivement comme ni ko waxee Decroix secteur de la santé di si jaajëfal nag itamit président bi nga xam ne bi mbënn bi jógee rek moom
def na comité autour du ministre de la santé mais dafa fekk tamit dañ koy rafetlu te wax na ko mooy di sunu système universitaire de recherche dafa amoon solo am solo moo tax tey foog naa ne lii ñu am nii tey yàlla dolli ñu si sutura à part sutura bi nga xam ne moo ñu ko si jox ndaxte kenn buggul ay doomam gaañu ba naa la xew Italie la xew France kenn ñaanu koon yàlla tey donc suñu demee ba yàlla suturaal ñu ndaxte ñaari nit la ñoo si faatu ah xëy na itam loxo yàlla dugg na si mais itam loxo médecine dugg na si ndaxte yàggoon nañu di jël Nivaquine parce que docteur yaa ngi waxtaan sax na léegi est-ce que du lu ñu daan jël Nivaquine ba ñu nekkee xale moo ñu immuniser ndaxte jaaxal na leen daf di loo xam ne vraiment jaaxal na àddina bi bon ñun jaaxaluñu parce que xam nañu itamit dañuy jël te gis nañu condition yu metti yi nga xam ne sunu doomu réew mi si la ñuy nekk yenn saay wax nga ko mooy xiif ak yeneen feebar yi nga xam ne mi ngi rey nit ñi ndaxte suñu jëlee tey tuberculose itamit nekk na yeneen feebar yoo xam ne bari na fi insuffisance rénale mi ngi fi mais gis nañu li si président di jéem a def ba nga xam ne tey ñu ngi équipé hôpitaux yi pour ñu am des salles de réanimation ak ay salles yoo xam ne tamit ñu ngi jàppale ñi nga xam ne dañu am problème insuffisance rénale xiif bi waaw nekk na si suñu réew ndaxte mun wax na sa xiif ndaxte peut-être ñun ñooy toppandoo loo xam ne tey du lu suñu cosaan dëgg la am na gox yoo xam ne mais du lu bees te dañ ko doon jéem a saafaral dañu amoon lu ñu naan gox ak gox gaxaan mooy lu ñu naan ville ak le monde rural. ñun ñëpp xam nañu moom mi ngi naan fi mu jógee kër yaaba ah foog naa ne dundin bi bokkul woon ak ñun ni ñuy dundee biir Ndakaaru Njaay nit ñi ñëw Ndakaaru gis nit ñi ñuy dundee bëgg a dindi la nga xam ne moom ñoom la ñu xamoon ndax man dama waxoon ne peut-être sax tey ñu ngi joxe ceeb mais man doomu séeréer cere moo ma gënaloon donc ñu joxoon ma dugub ma am sama dugub xëy na ko nekk Tamba ke dugub lekk foñoom lekk banaanam moo ko doon gënal mais dañ koy rafetlu urgence bi tax na peut-être ba tooguñu saytu lépp ndaxte mënoon nañ ko xool gox bu nekk la nga xam ne mooy cosaanu réew boobu cosaanu gox boobu ñu delloo sax nit ñi ndaxte tey lii daf ñu war a permettre ñu jël ña nga xam ne ñu ngi fii Dakar defuñu dara sonn ñu jël leen delloo leen ci biir dëkk bi jàppale leen jox leen li nga xam ne xëj na suñ leen ci jàppalee tey dëkk bi dina am koom-koom ndaxte dinañ dellu ci seen cosaan mais dinañ lekk la nga xam ne moom la ñuy produire ndaxte tey suñu problème mooy dëkk bi Dakar dafa mës a cher même du temps de Senghor dañu doon wax ne Sénégal c'est la ville la plus chère du monde. mais madame la ministre Sénégal am na gàncax yu bëri. am na suuf yu am valeur. waaw 60 ans ren dañuy fêter suñu indépendance. ba léegi Sénégal lañ continuer ak alal bu mu yore yëpp di jeegaane lu mu lekk. waaw mooy li nga xam ne moo andi ay alternance yu bari ndaxte suñu seetluwee am na ñu fi nekkoon liggéey nañu mais xëy na am na li si desoon li desoon nag xëy na moo ñu dab tey li ñu dabee mooy li nga xam ne moom le président de la République di jéem a soppi la nga xam ne pendant 40 ans amuñu ko en 5 ans jéem na ko def muy si wàllu tali muy si wàllu lekk muy si wàllu énergie ndaxte tey ku xool le nombre de forages yi fi am Sénégal le nombre de kilomètres de route yu fi am le nombre de mu tuddati le électricité bi mix énergie yàgg nañu am kii mu tuddati énergie boo xam ne soleil la le premier centre africain Sénégal la nekk mun naan ko Sereer sunu premier universitaires yi ñoo xamoon ñoo njëkk a génne four solaire ak le professeur dem si yàlla doyen bi nekkoon doyen Fall Sereer nga fi mais xëy na ñun dañu xeeboon lu ñu am waaye foog naa ne tey gis nañ ne recherche Sénégal am na avance bu bari te dañ ko war a exploiter. Comme on dit à toute chose malheur est bon. gis nañu au niveau médical li nga xam ne Sénégal amoon na ko ñu tegoon ko xëy na dañu naagu woon ñu jëloon ko teg foog ne jëli bitim réew moo gën mais foog naa ne tey gis nañu ne la nga xam ne ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko am war nañ ko jëriñoo ëlbati ko mu nekk chance su Sénégal da ngay gis Icotaf mi ngi fi woon doon jox coton tey dafa fay witeen bi jigéen yi nga xam ne Kédougou moom lañ doon liggéey nekkatuñ si parce que effectivement
or bi ñëw na ñu bugg a bàyyi loolu dellu si ñun am nañu programme boo xam ne dañ bugg a gunge jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk Kédougou ñu dellu si waat si cosaan bi dellu si nga xam ne mooy jëlaat witteen bi nga xam ne moom la ñu yàlla baaxee côté boobu ndaxte suuf si nekk ak la nga xam ne moom lañ si mën a béy jël witteen boobu def ko ay yër def ko teg si di ko génne ndaxte sëru rabal yi nga xam ne moom la sunu maam yi doon sol mais dara dàqu ko te sëru rabal yooyu dañ ko war a moderniser ndaxte nit ñaa ngi koy moderniser di ko def ay manteau di ko def ay pantalon di si def lu nekk di si def ay sac cuir bi même chose soo demee mexe tey cuir bi nga xam ne tey moom la ñuy di mais dañu war a def di production massive nag fa la état bi di jàppale andi jumtukaay yi nga xam ne mooy machine yi nga xam ne au lieu nga doon def 10 nga mën si def 1000 dans la journée peut-être foofu la ñu war a accompagner mais xam-xam baa ngi fi doole baa ngi fi yéene baa ngi fi te foog naa ne président de la République Macky Sall dina ko def te xam naa ne opposition bi ndax ku gis ñoom Decroix bi nga xam ne ñoom yàggoon nañu dugg si biir àll bi ndaxte loolu lañ doon xeex moo taxoon ñu tuddee leen woon des partis marxistes ndax dañu doon dem seeti coono doomu aadama yi jël coono doomu aadama yi andi teg ne dañ koy xeex suñu demee ba gis koo xam ne mi ngi siy jéem ñun ñëpp nañu boole rek toog si mais est-ce que loolu moo tax mu constaté moom monsieur le ministre Mamadou Diop Decroix que mbas mi am dañ koy médiatiser lu bëri di ci wax parce que day gaaw a lawe ou bien xëy na nu muy rey tubaab yi bu bëri na waaye am na yeneen feebar yu am suñu réew yi yu te nu muy moo gën a rey mbas mi te duñ ci wax lu bëri te duñ ci liggéey lu bëri. non parce que tout simplement bii bi mu ñëwee dafa jaaxal ni ñu wax na ko nee na guerre boo xam ne la xamuloo lan la lële au moins yàgg nañ ko jàng xam nañ ko mais bii daf di lu bees ndaxte bu mu jógee Chine sax changé wu na nekkaat leneen ndaxte gis nañ ni jeexoon na Chine ngi dellu si waat am na fu mu génn dellu si waat na transformé wu mu def mutation donc nit ñi jotaguñ ko jàng ba xam la la xëy na tiitaange boobu ak nu mu gaawee woon rey nit ñi sa Chine parce que Chine la tàmbalee nu mu ñëwee song doomu aadama mais ñëpp dañu tiit fàtte lépp toppatoo loolu parce que effectivement dañu dem ba ne xëy na dañ ko miis nañ ko c'est comme tey soo bi ñu jógee ci problème mu Casamance bi le 26 mars bi passé bi nga xamee ne bateau la Joola faat na fi ay nit ñu bari pendant quelque temps nit ñi ñu ngi fagaru mais après ñu dellu siwaat à la normale fii itam même chose da ngay gis ñu ne tere nañu lii ñu def ko pendant une semaine ñu xaw a bàyyeeku rek dellu siwaat Touba ñu ngi koy déplorer yàlla na yem fii parce que nee nañ commencé war ni fu ñëwaat parce que mesure yi ñu jëloon si tiitaange bi nit ñi fagaru nañu mais suñu demee ba jëlaat tuuti aise rek ñu fàtte la nga xam ne moo ñuy fàtt xëy na loolu peut-être la ñu war a gën a ñaax nit ñi di bañ di fàtte te ne xam ne rek discipline dafa war a nekk loo xam ne dafa war a continuer te loolu la ñu war jàppale suñu mbokk yi du question nasaraan du question wolof du question jullit ak catholique daf di loo xam ne doomu aadama bu nekk dafa war a xam place am war a xam lu mu war a def war a yar boppam ndaxte sunu maam yi dañ doon bale loo tax ñu xëy rek salte parce que dañu mbedd mbuur la jëlatuñu mbedd bi comme seen mbedd te mbedd bi ñun ñëpp a ko bokk lii yëfu tubaab la mais tubaab rek moomul set man j'étais fier sama maam yi ni ñu doon def dañ daan fuddanu fudda yëre yi passé ko mu te duñu amuñu woon feer seen tàpp lañ doon yore gerte caaf ak gerte tigadege dañ ko daan dër mu doon en même temps sport ndaxte moo taxoon xëy na yàlla mais ñu doon gudd fan loolu yëpp amuñu si woon jàngat mais tey dafa jot ñu am si njàngat seet li nga xam ne moo bay suñu cosaan naka lañ ko mën a jëlee utiliser ko ba li nga xam ne suñu waxee ni defal li nit ki xam ne si njëriñam la. waaw monsieur le ministre bu ñu gisee feebar bi nu muy faagagale yeneen réew yu puissant yi ñu wax dañoo am doole am système de santé bu dëgër te ñun amuñu xëy na doole boobu waaye médias yi nu ñu concentré wu ci feebar bi ak nu muy lawee ak paludisme bi am suñu réew yi xiif bi am suñu réew yi duñ ko jox gëdd boobu est-ce que du ginnaaw xeex boobu amul bataille idéologique. waaw góore waay Alsaan laal nga mbir mi xam nga sànq dañu rafetlu taxawaayu médecins yi fajkat yi ci Sénégal man yàgg naa seetlu loolu waaye mosuma ko daanaka ñi may wax bërkaati démb ay canadien ca Canada ñoom it ñi ngi seet nun ni ñuy seete ñu ne Sénégal daal seen résultat yi macha allah man nag je touche du bois. waaw ñoo rafetlu nañu lool résultat yi nga xam ne moom la fajkat yi Sénégal am ca Canada ba ko ñooñee waxee ba tey film ba
mi ngi daw ci réseaux sociaux yi foo dem ci àddina yaa ngi koy gis waaye li fekk Canada waxu ci woon nun kenn dégguñu ci kenn déggu ci beneen africain journal Le Monde sax def ci article kon dafa mel ni nun yuurug tubaab yi la ñuy xalaate man foofu lay waxee foofu mooy sama problème bu rëy yuurug tubaab yi parce que xam nga cin xel wute ak cin li ñuy toggee añ ak xel aussi cin la dafa war a togg cin li ñuy toggee añ nag moom lañ cay def da nga koy comme ni ma ko waxee léegi da nga koy gis te man koo laal waaye xel li muy toggee mooy xalaat doo mënoo koo gis mënoo koo laal xalaat mais su fekkee ne nag sam xel yi fi jàmbur nga ciy togg lu ñëw dugg ci dem du sotti loolu mooy suñu problème xam nga man bu ma sañoon nu tëggaat yéen alsaan yéen borom xam-xam yi màcc ci tasaare xalaat yi tasaare xabaar yi ñu xool nu nuy fexee nu nit ba am suñu communication parce que d'accord mbas maa ngi fi li nu ci wax lépp dafa war a tegu war a gën a yokk war a gën a taxaw mu ngoog waaye nag nu dugal nu nit suñu communication àddina bi mën cee jot di fàttali nit ñi ne leen fii kat mbas maa ngi fi noo ngi xeex ak moom waaye nag bés bu ne nangami junniy nit dinañ dee ci xiif nangami junniy nit dinañ dee ci malaria nangami junniy nit dinañ dee ci nangam ak nangam bu ko defee ñu xam ne ndekete Afrique parce que ñoom est-ce que di nga leen dégg ñuy wax ci malaria wala nga dégg ñu di la wax ci nu mu tuddati li ci des maa ngi doon wax sibbiru ak xiif parce que ñoom sibbiru wuñu xiifuñu donc sibbiru ak xiif du seen problème mais ñun sibbiru ak xiif mooy suñu principal problème loolu bëggoon naa ñu wax ko li ci des xam nga boo nee Sophie wax na léegi ne ñun dugub la ñu xamoon bon xëy na boo dem Casamance xaw ma kañ ban at la fa ceeb dugg seetuma ko ak ci waalo bi mais mel na ni waalo bi tubaab bi moo fi dugal ceeb defe naa loolu la ñuy wax borom xam-xam yi ceeb bi dem ba daanaka mel ni kuy remplacer dugub réew moo xam ne la ngay dunde doo ko bay ba noppi nga am développement gisaguma ko ci àddina bi alors bu fekkee ne dañu ne mbas mi war naa wëlbati taxawaay yi que bu ñu nee defaraat leen toogaay yi xel mee nga war a jëkk a defar soog a defar toogaay parce que boo defar leen toogaay yi rek nga daal di yëngal sab siis nii toog te yëngaloo sam xel du sotti moo tax li nu war a suppar ñi lu xóota mais est-ce que xel yi monsieur le ministre de conséquence colonisation ak li nga xamante ne moom mooy esclavage est-ce que affaire bi gënul xóot foofu ba ñu formaté nit ñi ci li nga xamante ne lii tubaab bi di xalaat loolu lay nit ñi di xalaat fii ba dem na benn moment sax bu ñu de xoolee ci réew yi dafa mel ni boo bëggee am fii gëdd ci réew mi mu nga dem jëli tubaab bi xamante ne xel tekkiwul dara ci Europe nga soxla ko tubaab indi ko fii Sénégal boo fëggee buntu ñu ubbil ko mooy li moo wér looloo wér moo tax gisoo sànq Sophie mi ngi wax réalisation yeeg yooyu c'est bien mais problème de fond bi mooy tubaab bi dem na waaye demut da nee naa la léegi ñun ay jëmmiyee fi ne waaye xeli tubaab yi la ñuy xalaate bàyyi nañ fa intermédiaire daal dañu bàyyi intermédiaire fii ma ngoog xam nga nee naa la ceeb bi ba tubaab bi demee waroon naa mën a tëggaat sunu agriculture fii mu ne man même bi ma toogee ak président de la république ci kii bi bi muy recevoir leader yi action bu baax la d'ailleurs maa ngi ko ci encore une fois sant nee naa ko est-ce que ñi ngi sóoraale mbirum dund bi parce que man nekkoon naa ministre du commerce bi mu amee la crise mondiale des denrées de base ah oui gaa nga naan ñu naan nu nuy fexee ba mën a am lu nit ñi dunde
alors crise bu amaatee mondiale des denrées de base su amaatee naka la ñuy war a taxawee d'ailleurs ci proposition ñun yi ñu ko envoyé woon waxoon nañ ne nañu jéem a sax bàyyi xel ci lancer une campagne de contre-saison pour nit ñi bu ñu demee ba affaire bi ñàng ba ñàng ñu am lu ñu lekk. parce que kenn xamul virus bi fan la dafa day waaw mu ngoog mu ngoog alors bu ko defee kon bu fekkoon ne bi tubaab bi demee tëggaat nañu sunu agriculture tëggaat sunu njàng tëggaat sunu santé tëggaat sunu et cetera kon heure bi weesu nañu fii bul fàtte ne Sénégal ak Corée ñoo bokk niveau de développement. ak ay Indonésie ay. et cetera voilà réew yooyu séenatuñu sax seen pënd. loolu nga wax kon mooy dëgg c'est-à-dire esclavage dafa dugal lu bare ci sunu bopp ban ci jógee colonialisme ñëw gën koo daaj. nun nag loolu la ñu war a buddi ci sunu yuur yile ci sunu bopp yile. kooku du liggéey bu yomb liggéey bu jafe la mais. ci éducation lay mën a jaar. ci éducation lay jaar loolu. éducation waaw éducation. ci kër yi pas enseignement. éducation waaye pas d'instruction. éducation donc réinventer sunu éducation man def naa ab document bu ma tuddee vision pour un nouveau programme alternatif gëm sa bopp li nu war a jëkk a def mooy éducation bi tey ni mu tasaaroo. ñu naan daara yi fii ak problème yi ci kii école bi et cetera mais benn éducation la ñu war a am boo xam ne day intégrer loolu yëpp de façon harmonieuse te mën na ne. xam nga tubaab bi dem nañ ba dugal ci suñu bopp yi ne ñoom bu ñu ne lii problème la dañuy daal di sàkk saafaray problème ba jafe-jafe boobu nun bu ñu ne lii problème la mooy kon nanu daal di toog xaar. sànq nee na discipline mais Chine bi affaire bi ñëwee Wuhan c'est 50 et quelques millions d'habitants maanaam kii boobu province boobu mais chinois yi dañ ko isolé ñoom bu ñu nee bu kenn dem kenn du dem jàpp nañu nun fii ne discipline mooy waa ji dictateur la discipline non allemand yi dama leen ne yéen ñaari yoon première guerre mondiale deuxième guerre mondiale seen réew mi toj nañ ko à 80%. téeméer bu ngeen liggéey rek toj nañ ko ci guerre bi ngeen tabaxaat ko ba jiituwaat Europe su ma leen doon laaj lu tax lu ngeen di wax ñetti raison waa ji ma ko doon laaj ab général la xaw ma colonel ministère de la défense bu Allemagne mu ne ma mënuma laa wax lépp waaye xam naa ci benn mooy discipline fii boo nee nit ñi nañu discipliner kilifa yi ñooy jëkkat dindi loolu da ngay gis ku ñëw ñu yépp jàpp ne kilifa la ñu ne fii kenn du fi jaar fa lay jaar pour wane ne moom bokkut ak ñi ci des alors que discipline kilifa gi moo ci wat a jiitu d'ailleurs moo tax même gouvernants yi soo nee na gars yi def li te yow doo def loolu duñu la topp donc alors am naa sam benn xarit bu bind benn livre xam nga la haute Égypte pharaon yi xam nga Cheikh Anta réglé na boobu problème maanaam civilisation yi gën a brillante tabax pyramide yi ak yeneen ay nit ñu ñuul la woon yonent yu bari ay nit ñu ñuul la ñu woon gars yi xamuñu ko alors affaire boobu décadence boobu am na ku ma wax ne ma sëñ Mamadou ma ne ko mu ne ma décadence boobu moo ñu topp fi mu ne ba tey ñun danoo nekk ci décadence waaye nag yaakaar naa ne war na noo mën a génn ci décadence bi mu nee la Joola bateau la Joola bi mu suuxee booba ñaari fan boobu maa ngi ci gouvernement bi 3-4 jours après ma ànd ak sama chauffeur ak gendarme bi may garder nu topp ci benn car rapide bi boo ci defee maanaam nag sax waru cee mën a dugg mala waru cee mën a dugg
car rapide bi daa def nit mu fees ba mënta dox ma ne gendarme bi waaw xoolal rek barki démb bato baa ngi suux xoolal kii li muy def ñu daw 10 mètres pneu bi ne tëf car rapide bi mu kor taxaw wetu stade Assane Diouf ma droite ànd ak gendarme bi ñu ñëw chauffeur ba daw ñu fexe daal ba jàpp chauffeur bi nangu permis ba mu demee ñu ne quoi ministre bi daal moo la kii ñu ñëw xool ñun gendarme xaw ma police moo tax ñu jël sa permis mu ñëw pour man ma interveniral ko ma ne quoi léegi lu xew mu ne ma dañoo nangu sama permis ñu ne yow mi yaa jàpp fexe woon ba ñu jàpp oto bi nangam te man damay dundal famille yu 20 personnes ma ne ko ngay dundal famille yu 20 personnes dugal 40 nit yoo xam ne ku ne am na famille yu 20 personnes ci oto bi ñu dee pour yow sa 20 personnes dund sa famille yu 20 personnes donc discipline fu mu amut dara mënu faa am mais dañuy defaraat xel yi. Madame la ministre monsieur Modou Diop Decroix pose des questions de fond. question de fond yi mooy éducation bi discipline bi parce que crise bi wane na lu bëri. wane na Afrique ak suñu réew yi jeegaane bu ñuy def ci lépp maanaam ci jàng ci xarala yi ci lépp et pourtant amoon nañu fii ay sources yu xam ne war nañ ci mën a sukkandiku est-ce que yaakaar nga ne bu ñu génnee ci crise bi xalaat bi dina gën a leeraat ci lu bëri ci loolu. waaw man foog naa ne ba président Macky Sall tàmbali na ko ndaxte li koy firndeel mooy bi mu ñëwee ne plan Sénégal émergent seetlu ne am na lu bari loo xam ne dafa ñu manqué ndaxte tali yi ndaxte balaa ngeen ne sax nit ñi nañu produire il faut que loo xam ne suñ ko dafa produire ba pare muy si mbéy bi muy si napp bi muy si leneen il faut que mu yegg si génn fa nga xam ne foofu lañ ko defaree mën nañ yokk tali yi nit ñi war nañu am ndox ndaxte xam nañu sunu jigéen ñi luñ doon daj ci àll bi ñu ne déet électricité donc première phase bi mu jéem a xool infrastructure yi andi autoroute yi ñu ne léegi deuxième phase bi mooy 5-3-5 accès à l'électricité accès à l'eau et accès aux services de base ñun ñëpp dañ koy metti lu mais mënuñu wax ne ñi ñu jiitu woon liggéeyuñu xëy na dañu tombé ci ay jamono yoo xam ne la ñu bëggoon def pour Sénégal jotuñu ko def ndaxte loolu la ñu war a nangu tey dafa am loo xam ne politique yi fi nekkoon méngoowul woon ak li nga xam ne moom la Sénégalais yi soxla woon donc y a eu un échec quelque part mais échec boobu itam mënuñu ko ne ñooñu rek la dëgg la xëy na waroon nañu mën a bañ ndaxte suñu jëlee kii bi problème mu PS bi à la fin ak Abdou Diouf dafa coïncider ak période boo xam ne itamit yenn saay choix yi ñu lay tegal te moom la Decroix wax tubaab yi li nga xam ne moo ñu koy dicté yore li nga xam ne moom la ñu soxla yenn saay dañu taxawaat xoolaat suñu bopp ndax dañ koy jël am duñ ko jël. te même sooy xool Senghor bi muy jël indépendance il a préféré naxanteex tubaab bi bañ a andi doole ba nga xam ne tey Guinée ba nga xam ne nañ ma baal maa ngi leen di tudd waxtu indépendance bi bañ leen waxee ñoom dañu ne doole la ñuy jaar dem jël seen indépendance gis nañ di nekk seen réew yi tey. waaye 60 ans. Sénégal am lu bëri ci suufam ak lu bëree bëri. ba léegi maa ngi yegg si maa ngi yegg si waaw est-ce que li nga xam ne première yi. waaw 60 ans mais pendant pendant 50 ans loo xam ne mënul defuloo ko est-ce que fukki at ak mbaa juróom at di nga ko si def. mais ñu ngi si. xam nga léegi par exemple secteur bi nga yore. ñu ngi si muy ñu ngi valoriser ak or yi. waaw ba léegi ñu ngi extraire or bi. waaw di ko yóbbu bitim réew directement. waaw parce que tout simplement fu mu nekk ni économiquement parlant. duñ ko transformé duñ ko transformé parce que amaguñu ñoo xam ne am nañu capacité def transformation ba te moom la ñu bëgg a tey Sénégal yi booloo nekk benn pour mën a transformer lépp sur place jarul wax miin rek même soo jëlee gerte bi tey lu tax gerte bi tey mënuñu ko defar gerte suukar mënuñu ko defar pâte d'arachide mais nit ñaa ngi si commencé dugg parce que peut-être que investisseurs sénégalais yi xalaate wuñu woon foofu
am na feneen fu ñu doon xalaatee mais tey gis nañu ne loolu daf di loo xam ne soxla la si dëkk bi. tey soo gisee Sénico tey mi ngi defar pâte d'arachide. loolu amuloon bu njëkk. industriel yaa ngi fi masque yi ñuy waxal tey Sénégal yaa ngi koy def raffinerie bi tamit gis nañu fu mu nekk nii tey il faut que ñu dem si loolu. mais transformation bay ma daaneel. tey suuf si moom la ñu utiliser sunu kii bi ciment bi ñu ngi koy transformer parce que ciment bi moo tax ba tey Sénégal wuute ak yeneen réew yi ndaxte su ñu amuloon ciment tey toujours néegu kii la ñuy am néegu ñax ndaxte soo xoolee Sénégal ak yeneen réew yi ñoom ban la ñuy tabaxee mais ñun ciment la ñuy tabaxee suñu tali basalte bi lañ koy defee donc ñu ngi transformé bu ñu xool or bi kese. nañu xool la nga xam ne itamit suuf si mi ñu ngi koy jox te ñu ngi koy jëriñoo te ñu ngi koy transformé lii dafa fekk ne mooy li Decroix wax àddina bi dafa am loo xam ne dafa am ne ñoo ko yore woon ndaxte tey mooy mondialisation bi nga xam ne tey dafa am des groupes de pression ñu ko yore secteur or secteur zircon dafa di ay ñu am kattante ñoo ko yore di bumi ndaxte tey prix de l'or même su fekkoon ñu koy raffiné tey ñoom ñu décidé ne prix bi dañ koy daaneel comme pétrole bi rek ne dañuy daaneel prix bi su daanoo lépp loo si mën a produire yi tamit xëy na doo ko mën a jaay. xam nga loolu dafa tegu stratégie parce que gis nañu par exemple président France bu waxee keroog dafa changer complètement de paradigme parce que crise bi dafa leen laal de telle sorte que état dafa ñëwaat au cœur du développement. mais le président moom la def tey industrie bi tey jëlee Maroc jël nañu masque non naa la doog Pape Samba ils ont généralisé tous les Marocains ont des droits à des masques. C'est parce qu'il y a une industrie xam ne ñuy créé woon bàyyi fa dooleel ko. mais industrie yi moom la ñu nekk ne dañu waxoon ne dinañ ko moo tax ñu andi le pôle industriel de Diamniadio ba ñu commencé tàmbali di liggéey kat gis naa yëngu dem la ministre mi ngi yëngu kat parce que gis ngeen ministre bi keroog dem na fa gis ngeen masque yi nga xam ne ñu ngi ko nar a produire pour les masques chirurgicaux tey ñu ngi ne suñu tailleur yi nañ war a produire ñu ngi leen di jàngale jël nañu suñu norme jëluñu norme AFNOR dañu jël norme sénégalaise bi nga xam ne ASN moo ko def ñu ne suñu vaccin yi mën nañ ko jël defee ko masque moo tax ma ne c'est dommage ba nga xam ne Icotaf tëj na parce que Icotaf su tëjuloon su fekkoonte ne coton bi tey mi ngi dox dinañ jël parce que scientifique bi wax démb nekk bokk université dafa ne suñu amee cotonnade rek baax na pour defar masque yi ñu def si beneen produit bi nga xam ne peut-être amuñu ko Sénégal xëy na manqué na tuuti sax mais ni ñu koy importer suñ ko defoon ne kenn duñ si nekk mais mooy li may wax donc loo xam ne defuñu ko en 50 ans c'est pas en 10 ans qu'on le fait on essaie de rectifier ñu ngi rectifier ñu ngi koy changer ñu ngi koy soppi bi nag day fekk sénégalais yi ànd si sénégalais yi nangu dugal si seen loxo nangu sonn ndaxte yombeewul noonu ndaxte tey soo jëlee secteur des mines tey exploitation minière koo xam ne war nga dugal sa xaalis ay milliards nga toog fukki at mbaat bu fukki at ak juróom te amuloo retour d'investissement loolu yombul mais nag il faut que tey ñu changer paradigme seet ñun suñu biir naka la ñu mën a def ba lënkaloo ay nit ñu joxante loxo am doole bi nga xam ne daal am na sénégalais boo xam ne du ma tudd turam dañuy bàyyi ba pare jox nañ ko mi ngi essayé te pare na presque essayé ndaxte commencé na sax di produire or te li mu bëgg mooy jël or boobu tey ñu transformer ko Sénégal dinañ leen ko bettee nag dama bëgg mu nekk surprise parce que pareeguñu suñu expérience mais su pare soobee yàlla moom dina génn ñëw wax ne man sénégalais la sama alal laa si dugal am naa sama kii mu tuddati société minière maa ngi nii raffiné naa ko sur place te or bi dama koy jël dugal ko mu nekk or bancaire. waaw mais du ñu dem nag comme Tambacounda xam nga foofu la or bi nekkee. non Kédougou plutôt Kédougou jël casque bi madame la ministre jël suñu correspondant bi nekk fa mu wax ñu fii mbirum Tambacounda Kédougou foofu ndegam askan wi ñoom yëf yi laan na leen foofu Ousseynou ñu ngi lay nuyu. Alassane maa ngi lay fay. waaw Ousseynou dégg nga waxtaan bi ci mbirum mine yi mbirum or bi ak yooyu te gis nga foofu Tambacounda ak foofu di Kédougou. askan wi nekk foofu daanaka ndóol bi daf leen xaw a laal lu bari ci loolu est-ce que ñiy defar foofu or ak yooyu ñu ngi liggéey ak population bi ñu profité ci richesse yi nekk foofu. waaw comme ni nga ko waxee daal c'est un constat boo xam ne ñëpp ko def mu nekk loo xam ne ni que région bu Tambacounda ak région bi bu Kédougou surtout nag région bu Kédougou ndax moom moo gën a ëppale ay site d'orpaillage fii ci Tambacounda. daanaka benn site d'orpaillage kese lañ fi am moo nekk Diabougou nekk ci département bu Bakel waaye nag constat bi mooy nekk daanaka loolu booy xool or bi nga xam ne moom moo ciy tukkee wala ressources minières yi nga xam ne moom lañ ciy extraire daanaka kenn xamul fu muy dugg te amul aussi conséquence wala jeexital ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan bi nga xam ne ñoom ñoo koy liggéey. il se peut que li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi moom mooy ñàkkub wala
usine de transformation wala usine yoo xam ne ni dina mën a permettre nit ñi vraiment ñu mën ciy liggéey fële ca Kédougou c'est vrai que PMC am na fa Toro Gold am na fa mu di usine de transformation d'or et cetera waaye nag taxul ba ñu gis ne que loolee am na impact ci population bi ndax comme ni nga ko waxee sànq ci waxtaan bi tool bi ak li nga xam ne moom moo di faim maanaam xiif daanaka ci région bu Tambacounda ak ci région bu Kédougou am na fi solo torop sax loolu nag nekk na loo xam ne ni askan baa ngi koy jooytu ñu ngi xaarandi autorités yi vraiment ñu daal di ci bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu transformation bi aussi ñu gën a bàyyi xel askan bi ndax nag li nga xam ne moom mooy ressources minières yi nekk na ay alal joo xam ne wala ay richesse yoo xam ne ni ñëpp ko moom te defe naa ne tamit ñëpp war nañ ci am seen part de responsabilité. voilà jërëjëf Ousseynou monsieur le ministre Mamadou Decroix déglu nga askan wi nekk nañ fa alal bi am na fa or am na fa waaye impact bi mu am ci population bi gisuñu ko ndaxte est-ce que état bi warul bul ci négociation contrat yi ñu imposer entreprise ñu investir ci yeneen secteurs yi agriculture éducation ak loolu parce que suuf si dafa am solo am na richesse. oui mais loolu moom mooy li nekk xam nga itam yàgg nañ ko jàmbat naka jekk mais lu ci ne nag day war a am fu mu yem xam nga problème mu Afrique dafa complexe. soo demee Burkina wutewut soo demee Mali wutewut soo demee feneen wutewut xam nga bërki démb nee nañu ci presse bi dégg naa sax après am weddi nañ ko ñu ne waaw am na 200 xaw ma 300 nit yu am mbas wala yu ñu yaakaar ne am nañ ko ñu nga jóge labbe di ñëw Sénégal gars yi tëj leen frontières yi bu doon jamonoy tubaab bi kenn du tëj frontière parce que AOF moo amoon fédération fii ba Niamey benn gouverneur bi dëkkoon fii Macky Sall dëkk moo fi newoon yilif lépp du ñu ne jóge ne kii ñëw et cetera waaye ba ñuy dem dañ noo tasaare soog noo jox indépendance boobaak léegi nun non seulement mënunoo régler problème boobu mais jàpp nañu ne danoo wuute comprendre confinement nag dafa baax maanaam loolu bu fekkoon ne am na parce que dégg naa ginnaaw bi presse bi ne noonu amut waaye bu fekkoon ne am na effectivement dañoo war a confiner comme fii ci biir Sénégal da ngay confiner et cetera mais dama bëgg a wone li nu gàllankoor bon or beeg la ca des lépp Kédougou ñàkk ga nga fa ndóol mais feebar yaa nga fa soo demee xaraxay na ma soxna si xam na xaraxay na bu baax man dem naa fa si ay junni ndaw fu ne la ñu jóge ci àddina bi kenn mënul la ko décrire bon situation baa ngi noonu ma am naa dëkk yoo xam ne ci ci mine d'or yi la ñu ne dëkk yi mais nee nañ ma gars yi dañoo bëgg ñu jëlee waa ñu déplacé moo tax du ñu am dara ndox sax doo leen ko jox pour que ñu mën a jóge foofu mën a jóge foofu c'est vrai Sophie nee na rapport de force wax na dëgg rapport de force la mais rapport de force dañ koy construire boo construire rapport de force du mën a sotti est-ce que c'est question essentielle yooyu classe politique sénégalaise de façon globale am na ci consensus naka lañ ko mën a tëggee naka la ñu mën a xeexee merci foofu la ñu war a jëm xam nga man maa ngi opposition ànduma ak Macky Sall ni muy doxalee d'accorduma ci mais temps yi maa ngi wax ak moom c'est sunu bopp yi la ñu war a wëlbati la taxoon manaan damay wax ak Macky Sall ak ñeneen ñu bokk ak man xalaat ñu ne nañu wax ak Macky Sall booba mbas mi ñëwagut waaye booba guerre bii nekk Mali te tax bërki démb ñu enlever Soumaïla Cissé le chef de l'opposition au Mali kenn xamut ci loxo yu mu ne ñu ne affaire boobu warunoo toog fi rek tegale suñuy tànk di rafet njort
looloo indi woon mbir mi far diggante bi mbas bi yàlla dikk ki mbir indi mbas mi xam nga nag guerre mënoo man maag yow Alassane Samba Diop nuy ay adversaire politique di dóorante ay kurpeñ beneen noonu jóge fële boo xam ne bu ñëwee ñun ñaar ñëpp lay faagaagal nu gas pax dugg ci gàddu suñuy fetal di fetalanteeg moom ba pare man ma yor sama paaka léeg-léeg ma jam la yow nga yor sa paaka léeg-léeg nga jam ma defe na yaa ci ne mais dañuy ñun ñëpp dañuy màbbu dañuy perte situation boobu lanu ne maintenant la responsabilité de Macky Sall moom la fi yàlla dajale ci situation bii ñëpp nangu ko moo ko war a assumer mais daf ko war a assumer def ay transformation def am fit dem dox tànk yoo xam ne ñëpp dinañu gis ne kii mësuta dox tànk yi la bu boobaa ña ko daawul jàppale dinañ ko jàppale réew mi yegg foo xam ne mësu faa yegg waaye nag su amee lu muy bàyyi xel ak di kii ak di lii ak di laa du sotti di manœuvrer waaw di manœuvrer du sotti parce que dina am dem moment boo xam ne ñi dañu naan boo ñu génn nañu ci te bu boobaay peuple bi ñun kat li tax ngeen génn ci teg nañ ci suñu bët dégg nga wax ji donc daal affaire bii du affaire u caaxaan dañ ci war a profitoo fexe ba ña ca des nañu dem ba mënal nañu def ba mënal seen bopp nu def ko parce que yàlla da leen a joxum xel jox num xel ministre bi wax na ko mooy consensus bu war am Sénégal ci des questions essentielles mais dañoo gis classe politique sénégalaise de façon globale mooy gouvernement yeeg yooyu bu ñu demee ba ci waxtaan assise nationale yi amoon na yu mu joxe woon fii de waaye après dañu gis ku nekk bu ñëwee lu ko da koy defee di nu ko arrangé au fond population yi di yenn saa di laaj ak ban réew la ñu nekk ak toutes les menaces yu nekk ci réew mi ba ci gestion mbas bi instant bi di wax ji xam ngeen ko mu ngi nii tegu ci taal bi mooy gestion affaires alimentaires yi est-ce que loolu du yàq consensus bi dañu doon waxtaane waaw man damay rafetlu sax di leen gërëm opposition bi nga xam ne bi leen président wooyee dem nañu uyu gi ndaxte du lu rafet la wax na ko mooy di tey ñun ñëpp ñoo bokk mbir bi lu jógee ci biti ñëw ñun ñëpp lay boom ñëpp nag mënuñu bokk xalaat waaye war nañu mën a toog waxtaan te loolu ku nekk moo war a fóot sa xol pour ñu mën a ànd. mais mën nañu tënku ci dara. d'accord ci loolu d'accord ma fa moo commencé woon nañu assises yi ndaxte waxtaan bi foofu la tàmbali lii ñëw assises yi ñu teg ko de côté bañ ko tegee itamit de côté terewul ñoom nangul nañu ñëw waxtaan ak président urgence xëy na tax nañu jël yenn décision mais yaakaar naa ne li ñu gis nga xam ne tey fooguma ne li nga xam ne moom la ñuy wax mu demee noonu mënuma si sori ndaxte fekkeewuma ko waaye président ba ñu calculer kit bu nekk dañ ko def prix bi nga xam ne mooy prix réel mu nekk 63000 par kit ñu xayma ménages yi nga xam ne ñoo ko war a yellool mu nekkoon 866 ménages mu ne xëj na yokku na ndaxte liggéey bu ñu liggéey la ñaari at a ngi nii ci kanam nañ ko yóbbu ba million yóbbu ko ba million mu nekkoon 63 milliards li nga xam ne moom lay jar dafa naa ne loolu képp que mun na ko nit mun na ko vérifier. waaye problème bi mooy annoncé mais problème dafa naag ma ñëw mooy communauté de pilotage bi xamante ne opposition bi pouvoir bi société civile ñëpp bokk ci. ba léegi communauté de pilotage bi taxawul. waaw communauté de pilotage est-ce que dañu war a xaar parce que feebar bi ni muy avancé yi tamit wax na ko. tey soo ñu jëloon exemple Italie ak exemple France da ngay am juróom-ñaar téeméeri nit yu faatu ci benn bés ñaan ñu koon yàlla te yàlla may nañu yegguñu ci donc urgence boobu commencé liggéey ba pare ñëw waxtaan ne ñun lii la ñu def il faut ñu wóolante suñu wóolante wu rek du sotti il faut ñu wóolantu mooy wax na ko ñu yore suñu fetal mais de temps en temps ñu jamante pas aussi bien muy opposition transparence aussi transparence moo tax ma ne la ku dem xool prix yi nga xam ne moom la ñu bind ba xam ne kit bi 63000 lay jar mën nañ ko gis mais dañu nekk dans un régime libéral aussi tey mën nga jaayi saaku ceeb ci benn koñ bi am na ku koy jaayi 11000 am na ku koy jaayi 11500 marge la ñuy jël am na koo xam ne tey mu ne man jaayu ma ko 11000 mën naa ci teg 500 francs rek jaayi sama saaku ceeb 9500 ku dem marché tey amul prix am na prix homologué plus ou moins mais ku nekk am nga sa marge de bénéfice donc loolu mooy andi différence yenn saa yi ci coût yi
dama jëndi saabu mburu la ñu homologué fu mu nekk nii xam nañu miche mburu temps lay jar mais saaku ceeb commerçant bi mooy fixer plus ou moins prix et c'est loolu moo ñu dab nag si feebar bi tey dañuy jiitaloon xaalis jiital capitalisme fàtte doomu aadama nag moom la régime socialiste ak régime marxiste yi jiitaloon mooy delluwaat nit si li nga xam ne moom la ko yàlla may ñun la yàlla may ñu nekkoon fii di exploiter ressources yi ki nga xam ne moom nga wooyee Kédougou mi ngi jaxase ñaari secteur orpaillage ak société minière yi ñaari société minière fu mu nekk ni ñooy produire Sénégal muy SGO ak Mako ñeneen ñi fi nekkoon yi ba léegi dañu nekkoon exploration mooy dañ doon gëstu pour xool ndax or am na amul Sénégal nag malheureusement science miinuñu ko ndaxte ka nga xam ne dafay gëstu di seet ndax la may ut ak dinaa ko fi am duma ko am nga ne ko dee la nga xam ne suñu état yi joxewuñ ko danga ñu koy jox loolu tamit est-ce que dëgg la est-ce que yoon la yaakaaru mën a muy dëgg muy yoon d'accord nañ ne suñu dëkk war nañ ko transformer war nañ ko liggéeyaat xëy na am na loo xam ne ñi fi jiitu woon bëggoon nañ ko mais defuñu ko ndax ay ajustement structurel tax na ba peut-être Sénégal yeggul fa nga xam ne bëggoon na fa yegg mel ni Corée ndax loolu yëpp il faut ñu jël ko en compte ajustement structurel am nañu ko bañ Niger daf ko bañoon mais tey ana Niger par rapport au Sénégal xëy na ñun tànne nañu Niger tuuti tànne nañu Guinée bi nga xam dafa nangu woon indépendance am parce que loolu yëpp tamit mooy les choix politiques à un moment donné choix bi tax nit ki tànn lii bokkul ak li nga xam ne tey moom la ñuy dund. mais choix bi am na leadership bi am na. leadership bi am na parce que Corée kenn xamul ban matière la ñu yore yoruñu or yoruñu pétrole yoruñu dara waaye Corée. waaye gis-gis yi dëkk du ñu benn. moom laa éducation. moo tax ma ne la xëj na choix bi nga xam ne tey suñu la waxee ne ajustement structurel université yi doo si dugal xaalis bi feneen nga koy dugal ñun mënoon nañ ko bañ Niger dafa bañ carrément mais Niger sooy xool par rapport à Sénégal quand même xëj na ñu ñoo leen tane. donc est-ce que defuñu woon choix bu baax moment boobu man ne kenn def nañ ko mais dañ ko war a améliorer bi mooy li nga xam ne moom la ñu nekk di def mooy 50 ans yi nga xam ne waroon nañu raw fi ñu toll ni tey ñu jéem ko dab. moom la ñuy jéem gis ngeen li si président def comme jéego. ma ne donc orpaillage bi wax na ko xaraxe na soo fa demee da ngay tiit man ba ma fa demee fukki nationalité ak juróom-ñett nee na moom AOF la woon donc. la nga xam ne Union africaine la léegi Union africaine mooy di ku nekk war nga mun a dugg Sénégal mun nga génn mais nag si li nga xam ne itamit mooy sunu loi nga war ko topp orpaillage bi sénégalais yu bari sax munuñu ko ndaxte sénégalais yi dañ leen di sax exploiter foofu waxuma sax usines yi orpaillage bi kese la gas bi dañuy jëli ay Ghanéens dañuy jëli ay Nigérians ñi nga xam ne ñoom loolu la ñu tàmm def parce que soo demee Burkina ak ay Ghana ñoom dañu bari or ñun bari wuñu or de dem leen Burkina dem leen Ghana ñooñu xam nañu naka la ñuy liggéeyee or bi parce que dañ ko tàmm ñun nag presque lan la ñu xamoon sunu maam yi li ñu doon jël rek di tami suuf si génne si tuuti def seen jaaro yi ak yooyu donc ñooñu ñoo ñëw exploiter sax sénégalais yi du sax société française donc exploitation mi ngi commencé même diggante ñun africain yeneen ñaari sociétés yi mën nañu wax dañuy exploiter tey suñu jëlee benn société bi nga xam ne am na junni ak junni nit yoo xam ne ñu ngay liggéey foofu en emploi direct si biir Kédougou ñu jël doomu Kédougou yi parce que dañu def ay comité de recrutement ne leen nag da ngeen di par force da ngeen di jël doomu gox bi ñu jël leen mais am na machine yoo xam ne tamit ku investir milliard doo ko jël jox ko koo xam ne xamul machine bi ndaxte itamit retard bi wax na ko sànq mooy éducation bi. formation bi te formation bi président teg na kii de formation ministère de la formation professionnelle te fanaa fu mu nekk ni mi ngi fi def ay jéego yu bari tey bi feebar bi jógee gis nañu ay xale yu bari yoo xam ne inventé nañu ay affaire nu ñuy raxasoo loxo fu mu nekk nii man ba ma nekkee agence de la recherche scientifique am na ñu bari ñu gunge woon ndaxte lan lañ doon def même pour fort plastique bi am na ñoo xam ne de façon artisanale def nañu unité yoo xam ne mënoon na tax ba tey Sénégal set mais il faut que mu am ay industriels yu nekk ci gannaaw mooy mu am yeneen sénégalais yu gis ne lii war nañ ko breveter parce que il faut mu am brevet ba nga xam ne du yem Sénégal parce que li ñuy produire pour Sénégal rek du sotti il faut da nga xam ne dañ ko war a produire pour Sénégal mais itam loo xam ne dañ ko mën a jaay bitim réew mu war a topp norme yi nga xam ne moom la bitim réew soxla ndaxte waruñu liggéey rek pour Sénégal yi tamit loolu dafay laaj mu am ay sénégalais jël seen alal jël risque bi ne man kat sama réew daf ma ko jaral même su ma perdre ay milliards mais dinaa ko dugal ci recherche scientifique am na ñu ko defoon ndaxte gis nañu ñoom kii bi CNES secteur privé bi jàppale woon na universitaires yi
jàppale leen ba ñu def ay master professionnel ñi nga xam dañu nekk ci yenn secteurs yi ñëw di lëkkaloo universitaire pour xam lan mooy seen soxla ñu faj seen soxla mais dafa néew mais yaakaar naa ne feebar bi nii tey dina tax ñu gën a sawar gën a jàppale la recherche scientifique appliquée parce que recherche bi gëstu bi am na résultat yu bari ñu ngi Sénégal day soo jëlee ITA mais ITA lu mu fi def liggéey amul ITA mais demal Côte d'Ivoire dañu ñëw fii Sénégal di jël suñu résultat dem appliqué transformer bisaab transporter loolu càggante nguur gi la ah càggante nguur gi la ñoo war loolu du nguur bi moo ko war a def accompagner privé yi non nguur bi lu mu mën a def mooy tey def jox chercheurs yi ñu gëstu gis jox professionnels yi nga xam ne ñooy war a investir ñoo war a ñëw effectivement dañ leen ko war a yombalal mais Sénégalais yi nekkuñu woon tellement dans l'agroalimentaire dafa jot nag tey comme commencé nañu soo jëlee yaawul jaboot moo bokk na si ñi nga xam ne ñoo fi ñëkk a ñëw avant am na léegi dolli ma mi ngi fi Sénégal noonu lay doxee suñu gisee ne benn secteur nit am na si dara rek ñëpp daw ñëw ut si foofu mais il est temps que ñu ut yeneen secteurs yi nga xam ne dans au-delà de l'immobilier loo xam ne Sénégal mën na aussi avancer mais effectivement état bi war dina leen jàppale te foog naa wax nañ ko ndaxte remise fiscale yi ñu war a def après Covid bi pour société ak yooyu parce que xam nañ dinañ sonn ça veut dire que dañ leen jàppale. waaw ci gestion crise bi monsieur le ministre. coow li commencé na bëri ci mbirum ceeb bi ci distribution bi ci ñu koy jox am marché bi dinañ amuñu woon expérience dañuy yow jox li 17 milliards diw ak diw noonu lañ ko jàngatee. ok parce que transparence bi dafa am solo ci alalu réew mi. parce que bu ñu datalee 1000 milliards jëlee ko ci gafa réew mi ci poche sénégalais yi war nañu mën a xam dërëm bu nekk fa la dugg. ok maa ngi ciy ñëw dama bëgg a jël benn tomb. acca guddi yi nu toll li gaa yi tudde woon libéralisme ak néolibéralisme ne mooy le triomphe. dafa nërmeelu. dafa jullootu. dafa màbb. discours Macron sax wane na ko. jafe-jafe yi xew ci àddina bi yëpp. looloo ko ndaxam day naka jekk. nun dañu koy wax naka jekk. noo ngi koy ñaawlu di ko xeex. defe naa bu ñu jógee ci lii dinañu war a mën a seetaat sunu bopp. xam nga sànq dama wax Chine ak Wuhan. après wax Allemagne maa tey wax Allemagne ak discipline parce que bu ma yemoon ci Chine dañu ay communiste lañu. mais fii Afrique ay parti unique ñoo fi taxawoon 1960 daanaka ba 1990 à part Sénégal fu ne ay coup d'état am na fa ay dictature ay autocratie ñooñu waroon nañoo mën a def dara. waaw si yoon. ci yoon mais tous defuñu ko. bon Sénégal amuloon coup d'état Senghor a fi newoon moi je n'étais pas d'accord Senghor c'est un grand poète hein. D'ailleurs il a passé beaucoup de temps à faire de la poésie mais moo ñu indil ajustement structurel Senghor 79 premier programme d'ajustement structurel ñu tuddee woon ko plan Abdou Diouf alors que plan FMI la woon foofa la tàmbalee Abdou Diouf wax na ko ci mémoire am nee nañ comme ni nga ko waxee sànq dictature yi nekkoon fii est-ce que tollul ñu gëstukat yi gisu le rapport de l'Africain avec le pouvoir. oui l'Africain man rapport la mag pouvoir. oui dañ ko dénkee alalu réew. na mu koy gérer. oui non mais attends c'est pas l'Africain je suis pas d'accord. non c'est une question. non c'est des élites entre guillemets. la tubaab yi tànn moo xam Angleterre Espagne wala France ku nekk ña nga yilifoon da ngaa tànn ña la ca neex jox leen réew ma. mooy élite africaine bokk. maa jàmm élite moo tax ma ne entre guillemets. ñooñu di dox ci waawu tubaab yi. évidemment dugal nañu ci boppi nit ñi la dépendance waaye foo ci dem am na ay opposition yu taxaw contre loolu. kon mënuñoo aussi maasale loolu. Lumumba dañ ko rey. Nkrumah dañ ko daaneel. Sankara et cetera donc non c'est pas le peuple africain c'est les élites entre guillemets alors mais situation bi war naa mën a maye ñu seetaat ko alors bu ko defee li ci des
recherche scientifique waaye damay wax bourse familiale yi puisque laaj nga ma ci soxna si bi dafa wax lu am solo daf ne wóolonte la ñu war a def contrat de confiance. dëgg la mais wóolonte dafa am lu koy jur nag soxna si c'est-à-dire boo gisee man transparence moo koy jur. waaw insisté wu ma trop ci mujj xew nii parce que jàpp naa ne gaañi bopp yi seen bopp yi xel yi dañ koo defaraatut xam ne nee naa nañu defaraat toogaay yi xam nga boo defaraatut sa toogaay muy Mansour Faye muy keneen day daal di jubal rek ci namut ko daan lijjantee rek mu lijjantee ko noonu daal di ciy génn alors coow li jàpp kaw ak suuf alors que su fekkonte ne affaire bi kat lu bees la kon na ma ko daan doxale dama koy soppi parce que yow gëm nga ne prise de conscience amagul bu ci loolu. waaw dafa des pour man li jot a am nii. wane na ne prise de conscience bi dafa des. dina am ñu ko ne waaw mais monsieur le ministre affaire bi dafa war a gaaw nangam na parce que xëy na ñoom itam ñanga ca démb. xam nga dama ne affaire bi crise bi dafa am avant ak après maanaam dafa am lu jiitu ak ñëwam mbas mi ak lu la xewoon. démb ak bërki démb daaw ak bërki daawaati jéeg téeméeri at ñaar téeméeri at ci ginnaaw ba ci mbas mi foofu la yem leneen ubbeeku na bopp yi dañ ko war a tëggaat ci boobu façon bu ko defee ceeb bi ka ne ay hypothèse la parce que nekkuma pour di jamante paaka comme ni ma ko doon waxee léegi nekkuma ci loolu mais il faut ñu xool lii xew di ko mën a lijjanti pour mën a continuer pour di avancer bourse familiale yi li nun ca assemblée benn bis dama toog ak sama benn xarit mu ngi APR mag la ni man jigéen ñi di wax ci bourse familiale yi les députés là di wax ba sama xarit bi ne ma monsieur le ministre déggoo dara ma ne quoi dégguma dara parce que soo nee joxee te toppoo ko doo xam fu mu jëm. mais bu ñu demee dañ koy arranger ci seen biir parce que looloo ma sa xew. sama responsable bu nekk ci benn département du ma ko tudd nee na bi ñu toogee parce que léegi opposition bi dañ leen a boole ci commission yi ma félicité ci président de la république parce que mësta am gis nañu ci ay kër yoo xam ne parce que bu ñu nee chef de quartier bi defaral bourse familiale. am na kër yoo xam di nga gis ñeenti nit. lu ko neex lay def wala juróomi nit. jox leen ñoom ñëpp yu bokk genn kër ku ne am ñu dajale. bu ko defee di nga am xëy na ñeneen wala ñeent wala juróomi kër yoo xam ne amuñu dara. loolu bourse familiale yi feeñal na ko mais waruñoo nekk ci jéem a défendre waa APR jéem a défendre pouvoir bi jéem a. défendre affaire bourse bi non kii non da ngay nangu ne loolu am na ci. nañu ko jubbanti. nañu ko faj jàll. ceeb bi ni ñu ko joxee nga nangu ne xëy na bu ñëpp teewoon gis ñu doxalee ko niñ ko xëy na mën na nekk ceeb mën na nekk leen méthode bi ñu seet ko ba d'accord ci ñëpp du ñu d'accord nag. ça c'est clair. mënoo def loo xam ñëpp d'accord mais nga def loo xam ne daal dal na xel bu boobaa coow li dina wàññeeku loolooy indi wóolonte kon pouvoir bi moo war a gën a góorgóorlu. ci wóorante bi. ci créer condition ci changer ci soppi dox niñ daa gars yi daan doxalee bu ci góorgóorloo ba ñëpp teg ci seen bët même su njuumte amee dinañ xam ne ñii kat ñi ngi góor lii njuumte la bu boobaa ñu àndandoo di lijjanti loolu ba keroog muy sotti. xëy na nag je suis un naïf xëy na dañ ne kii daal xamut li muy wax mais man jàpp naa ne war naa mën a nekk. mais mi ngi aju effectivement ci pouvoir bi alors fi may terminer mooy la recherche scientifique sànq nee naa ajustement structurel yi sunu doxalin moo indi ajustement structurel Sophie. c'est-à-dire que boo sàgganee. ba mënoo yor sa bopp. nga dem fa ñu naan FMI nga ne man kat mënatumaa yor sama kër ñu ñëw jox la loo yore sa kër mais ku la jox yu bët. fa ko neex ngay xool. donc c'est pas la faute des autres c'est notre faute à nous. ça aussi c'est bon de le préciser. La recherche scientifique bind naa ci sama page Facebook ma ne le moment n'est-il pas venu pour l'Afrique de s'entendre et de lancer nos think tanks. parce que fii ñu tollu tembe guddi yi
tubaab yi ña ngay dee ci mbas mi mais ñu ngi am xalaat. na ñoo xam ne tëju nañu ñu ngi xalaat lëlu nañu ña ngay xalaat loo sa xel xalaatu ña nga ca nun na nar a toog rek fii di rafet njort ba mbas mi passé ñoom ñu génn ak seeni xalaat nu toppati ci seen ginnaaw kon ma ne nañu taxawal ñun suñuy think tank mooy lan mooy ay borom xam-xam yoo xam ne dañuy lëlu la leen war lépp fekk leen fa. est-ce que loolu léegi université yi. moom laa wax d'ailleurs ma ne nañu jël ci xaalis bi. dugal ko recherche pour la recherche universitaire et autres ñu réorganiser ko jox leen moyens yi ci des yi ci war ñu def la recherche. bi ma ko defee évidemment am na ay junni nit yu visiter sama page mais am na ci ku ma ne non li nga wax daal d'accord naa ci waaye buñ jël dara ci xaalis bi pour di ko def ci recherche ndax xaalis bi doyut kon kooku jàpp na ne. recherche mooy boo demee ba soxlaatu. ba lijjanti lépp soge alors que recherche moo war a jiitu. da ngay joxe recherche ba noppi soog a seet li ci des noo koy kile loolu it suñuy problème la xoolal ci budget bi Sénégal recherche daanaka. waaw mais loolu nit ñuy comprendre la Sénégalais yi bëri ñu ngi ci bitim réew nakay kàngam ci ay recherche nakay mathématiciens yu mag nekk ci adduna bi law ci bépp fan nag fanu économie fanu scientifique fam boo xalaat comprendre la mu tax Sénégal mun appuyer def benn plateforme bu mag buy dajale xam-xamu sénégalais yi ñu liggéey réew mi. loolu lu am solo la man wax naa par exemple ci même ci fonction publique parce que fonction publique c'est important le rôle de l'État xam nga sànq bi may waxtaan wi daa neex ba. kiiwuma parce que bi may wax néolibéralisme maa ngi doon bëgg a dellu si ci le rôle de l'État xoolal tey. État yëpp dañoo jëlaat tous les pouvoirs sont repris par les États. Parce que effectivement État yi ñoo mën a am capacité wu régler les affaires mais ñun fii dañu noon moyen d'État mieux d'État maanaam daal État bi teg leen ko fële voilà école nouvelle agriculture xaw ma lan et cetera FMI Banque mondiale bon man dama ne du noonu ak dugal ci bopp nit ñi ne ku ne ci fonction publique. man ngaa bañ a am rendement man ngaa bañ a liggéey bu ñu wax ñu kooku fonction publique ne non bokkul ak privé. non pour man ku ne fonction publique yaa war a gën a liggéey ku nekk privé mais aussi dañ laa war a fay la ca war. dégg nga wax ji alors Sénégal on a ce problème maanaam boo jëlee gars yi ñëw ñu ne diw de Alassane Samba Diop ñu ngi koy fay 5 millions xëy na moom fa mu jógee doon nañ ko fay 7 millions. nit day toog ca keppaar gën a loolu de du yoon xoolal ma loolu 5 millions nga mën cee def lii def ci lii et cetera bu ko defee gouvernement bi su amut fit jël responsabilité du ko def ma nettali la benn mbir dafa am suñu benn mbokk Chine la jànge Hu ma doon président de la République du Chine moo doon professeur électricité am ca université Tsinghua ca Beijing xale boobu dafa jàng ba def benn inventé sànq sa fee ngi wax xale yi invention yi dafa inventé benn machine bi mu ñëwee fii ci Sénégal chinois yi ne ko jaay nu machine bi mu invention bi brevet bi mu ne leen may leen ma ñëw Sénégal pour wane ko pour gars yi vraiment jàppale ko ci et cetera jënd ko yu mel noonu fu mu dem bu waxee ba ñu ne ko ça c'est très bien na nga ñëw semaine prochaine mu di leen topp ba découragé xam bari na ci Sénégal ba mu demee Chine chinois yi jënd brevet ba xam nga loolu mu invention bi mu def lan la bâtiment yu gudd yi 30 étages 40 50 nga xam ne bu tawee yow da ngay dox sa dàll yi day tilim boo ñëwee alors nit ñi dañuy bale guddeeg bëccëg fobeere et cetera moom invention bi mu def moteur benn machine ngay def ci suuf ci buntu bi fi ñuy duggee nga teg fa sa tapis wala yu mel noonu su dàll wi di tegu rek mu raxas ko économie yu bëri lay def sénégalais moo ko inventé Souleymane Diagne la tudd réew mi bëgguñu xam-xam alors loolu nooy mën a def
xujintaaw bi mu ñëwee fii Abdoulaye Wade fi newoon lu ne Abdoulaye Wade ci boppam daj na ko pour Diagne mën a dugg présidence gis xujintaaw mujj gi moom moo débrouillé président Wade ba am numéro woo ko Diagne woo Diagne parce que maa leen boole woon ba mu woowee Diagne joxe ordre Diagne dugg bi Diagne ñëwee fekk waxtu ndékki xujintaaw gis ko Diagne wax ak moom chinois ne ko yaa doon sama professeur xujintaaw da koo fab ne Abdoulaye kii dama koy yóbbaale lu muy def fii ma fay ñu kaf forêt loolu dafay firndeel que xam-xam moo ñu ko doole ci réew mi amut boo amee dara bëgg a dugg fenn am fa xam-xam indi ko ci réew mi da lay gàllankoor bari na ci ay sénégalais yu bari am ay invention ñëw ci réew mi confrontation bu la ñam ci administration bi delluwaat delaat parce que nee nañu xaalis dañu koy lijjanti waaw lu musiba la alors mais loolu Sophie foofu laa xawul a d'accord trop ak moom c'est-à-dire moom jàpp na ne d'accord naa ak man ci ne war nañoo ñun ñëpp d'ailleurs d'accord même sénégalais yi ne ci grand place yeeg naanu kaayu ataay ñëpp d'accord nañ ci ne danoo war a soppi suñu temps ñëpp ci d'accord de waaye kenn du soppeeku léegi nag problème bi mooy ka jiitu mooy jëkk a soppiku moom ci boppam ba pare nag mu wóor leen ne leen bu ñu soppikuwut la leen tey fekk kenn du mën a dem di ko lijjanti boobaa ñun ñu soppiku waaw ñu dem jëli Ibrahima mais yow waxal ko ko su boppam ne nga yombul Decroix xeex la mais donc xeex bi mënuñu ko def tey am résultat tey mais d'accord nañu ak yow non d'accord naa ak yow Decroix dañu war a soppi te effectivement bopp bi su normal rek les EDC day normal dafa naa ne président si tànk yooyu la nekk waaw ñu dem seeti Ibrahima Sory Sylla moom moo nekk coordonnateur ONG La Lumière Ibrahima ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi leen di sant. yaa ngi déglu waxtaan bi sànq diggante ñaari kàngam bi nekk ci studio bi jafe-jafe yi xamante dañ koy dajel ci mbirum extraction bi mbirum gestion de ressources naturelles ci réew mi ban mooy seen position ci loolu. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu madame le ministre di nuyu l'honorable député donc damay rectifier rek Ibrahima Sory Diallo la bu ONG La Lumière. En même temps nekk président coalition Public Sécurité Pays bu Sénégal donc du rafetlu waxtaan bu mel nii di day gën a leeral lu bëri ci askan bi donc nag ñun liggéey nañ lu bëri ci zone d'extraction minière yi donc depuis 2003 ba léegi 2003 xam ngeen daanaka ci la ñuy am révision code minier bu 88 bi avant ñuy am révision bu mujj bi. Donc nag li ñuy seetlu jamono bi mooy wax dëgg yàlla feeñal la fi alal bu bëri boo xam ne bi ci suuf la jóge te nguur Sénégal aussi taxaw pour mun ko valoriser ndax mu jëriñ askan bi te mu jëriñ effectivement aussi ñi nga xam ne ñoo indi seen alal di ko saytu mais li ci am solo mooy réforme yi ci wàllu yoon am na ay réformes yu bëri yoo xam ne def nañ ko donc ba dugg ci ITE mi nga xam ne donc day war a leeral lépp loo xam ne ay day dugg di génne ci jamono boobu mais seetlu bi nga xam ne moo ñu soxal ñun société civile mooy que ba léegi ñi nga xam ne ñooy dund ci zone yooyu ni ñuy dundee soppeekuwul comme li ñu ko yaakaare woon parce que ku xool le premier lingot d'or de Sabodala génne depuis 2009 mais soo demee tey Sabodala daanaka nu ñu doon dundee avant 2009 noonu la ñuy dundee en 2020 donc loolu mu soxal ñu lool collectivités territoriales yi ñu bëri donc lu ñu yaakaaroon non dinañ ko jëlee ci wàllu alal jàppale seen bopp jàppale gox gi ba léegi loolu des na lu bëri te ñu lii nag su ñëwee dooleeku ci d'abord ñooñu ci bëree li nga xam ne moom la ñu naan moyen de subsistance traditionnelle maanaam seen tool yi seen fu ñu doon sàmmee donc seen dëkkuwaay seen liggéey lu bëri installation industrie minière yi indi na ci coppite te doon tout le temps coppite boo xam ne positif na donc ñooñu suñu nekkoon ci loolu ci guddi bu bët rëgul
donc Covid bi ñëw dooleeku ci donc jaaxle day gën a yokku moo tax dañuy ñaax nguur gi ñaax décideurs yi ñu gën a bàyyi seen xel ci zone yooyu parce que Sénégal yëpp daanaka mën nañu wax ne ay zone vulnérable la mais zone yooyu seen vulnérabilité dafa jéggi dayoo parce que lu ñu xamoon traditionnellement dafa am lu bees lu fa dugg te lu bees loolu lu ci ëpp dafa changer seen dundin de façon négative donc pour ñu adapté wu bu am un nouveau départ loolu dafay laajte des actions d'envergure ci domaine social ci domaine environnemental ci domaine économique te ba léegi suivi boobu même su fekkee ne politique nationale yi jël dañu ko en compte donc au niveau opérationnel mise en œuvre bi des na donc nag dañuy wax madame la ministre li nga xam ne moom la yàlla jox département boobu léegi ni Sénégal nañu gën a bàyyi xel ci population yooyu parce que seen vulnérabilité jéggi na dayoo moom xam na lu ñuy wax xam nañ gis nañ aussi entreprise minière yi lu ñuy def effort yu ñuy def ci jamono bi mais effort yooyu c'est toujours à saluer c'est toujours à renforcer parce que fekk na ñooñu ñu ngi ci instabilité parce que man ma doon xëy 8 heures di liggéey ba 13 heures ñibbi suma kër ñu ne ma non léegi yoon bi da ngay contourner def 10 kilomètres pour dugg ci dëkk bi non tool bi waratoo sa tool bi dañu koy déplacer sa fii nii sa kër gi dañu koy déplacer yow nga nekk ci jiixi jaaxa yooyu donc déjà loolu rek vulnérabilité la donc lii ñëw yokku ci donc su ko defee vraiment war nañu bàyyi xel bu baax a baax ci population yooyu. li jotuma déglu tellement débat parce que dama am lu ma ci raté woon. mais nag lii laa bëggoon dolli ci waxtaan bi rek di interpeller madame le ministre donc pour que li nga xam ne moom la nguur gi indi ñu fexe donc ñooñu am ci seen wàll mais ñu fexe aussi entreprise minière yi donc renforcer li nga xam ne li moom la nguur gi indi parce que ñooñu suñu fekkente ne vulnérabilité niveau 0 la ñu nekkoon donc dañuy dellu nekk moins donc dañuy nekk diggante mooy l'infini ak 0 donc te loolu su ko defee je pense que en termes d'équité territoriale en termes d'équité sociale dafay poser problème te mun na dem ba laal seen dignité te nit ki soo laalee dignité am rek donc mun nga ko irriter te irritation boobu mun na jurul ne jërëjëf Ibrahima Sory Sylla madame la dégg nga interpellation yi mu def par rapport ak population bi nekk foofu xam nga de façon globale crise bi am nii crise sanitaire la pour le moment waaye commencé na may conséquences économiques pauvreté bi ñu bëri ne nañu dina yokk parce que bu crise bi frappé yi xam ne gën a vulnérable nekk ci région yi te amul stratégie bu ñu mettre en place pour les maintenir dina indi jafe-jafe xam nga réew mi projet yi rafet na wax ji rafet na ak idées yi rafet na mais problème Sénégal mooy mise en œuvre et suivi. di rafetlu kàddu Ibrahima Sory Sylla bi yore ONG Lumière ndaxte jot naa foog naa mos naa toog ak moom sax mu seet si woom la ndaxte moom si boppam wax na ko mi ngi gërëm société minière si la ñuy def foofu laaj bi mooy léegi est-ce que société yi ñoo war a remplacer état am lan ndaxte problème bi mooy loolu tey mooy li ma wax si njalbeen bi tey Sénégal toll na foo xam ne état moo war a jël defar population président de la république dafa ñëw ne man inéquité bi nekk si dëkk bi inégalité bi nekk si dëkk bi dama si bëgg a jóg ñu ko siy jàppale société yi di si jàpp ndaxte quoi qu'on dise ñu ngi jàppale nit ñi si gox yooyu jotuma tontu sànq de croix parce que bi mu waxee ne population yi dañ leen di jël di leen toxal mais loolu yëpp si waxtaan lañ ko laloon ndax suñ ko defuloon population yi duñ ko nangu dañu toog ñu waxtaan ak population yi tey kër yi ñu leen tabaxal man dama ne woon sax d'accord ma si parce que ñoom parewuñu mun wax ne yàlla ma yàlla baal du question parewuñu mais su ma sañoon seen néegu ñax yooyu ñu amoon ñu defar mu rafet ba bëgg a dee nekk seen cosaan ñu gën leen si jàppale que di leen defar tabax yoo xam ne tey jox leen ay këru étage ak rafet na soxla nañ ko mais mënoon nañu améliorer peut-être seen case yi ou bien boole ñaar ñi seet naka la ñuy defee lënkale case yi moderniser ko parce que soo demee Gànnaar loolu la ñuy def ba nga xam ne seen cosaan du réer ndaxte bu Sénégal loolu moo ñu dal du question tubaab moo ñu ko teg ñun ñoo ko teg suñu bopp ñun ñoo xeeb li ñu am parce que soo demee Kédougou seen doom ñëw nañu Dakar gis nañu nit ñi ni ñuy dundee Dakar ñoom foog nañu la ñu nekk baaxul dañ ko war a soppi boobu nag mooy tax ba mu andi déséquilibre
mais soo gisee lañ leen tabaxal foofu mais c'est rafet na taar boo xam ne tey dina am peut-être problème entretien te jëloon xaalis boobu investir ko si appareil yoo xam ne dina jàppale xale yi ñu am xëy boo xam ne même entreprise bi su jeexee pare liggéey xale yi mën a continuer mais ñoom duñ ko gisee noonu. mooy liggéey mais est-ce que bu ñu doon tabax laaj na ñoom seen xalaat. laaj nañ leen ñoom ñoo wax ne loolu ñu bëgg ñoom ñoo defar seen ànd ak architecte bi ba bi nga xamee ne sax am na benn problème yenn mur yi daanu woon dañu toogaat ak entrepreneur bi lépp la nga xam ne bëggoon nañ ko comme coppite ñu dolli leen ko ba nga xam ne sax somme bi nga xam ne moom la ñu jàppoon si njalbeen bi dañ ko obligé yokk ndaxte demoon nañ ba bëgg ay véranda ay kii yoo xam ne daal gis nañ ko sa Dakar. bëgg ko am foofu mais tamit kuy dund da ngay bëgg a améliorer sa condition de vie on le comprend. jàppale leen si maraîchage jàppale leen si leneen nee nag yoon bi da nga waroon jaar nii nga dem defi fukki kilomètres je ne pense pas que mu demee noonu tamit parce que piste yi njëkk yi fa nekkoon ña nga fa mais tamit ñay liggéey si foofu am na oto yu leen di yóbbu mais am na loo xam ne état moo koy def te président mi ngi si. mais Covid bi dina di problème parce que boo waroon liggéey dootoo mun liggéey xëy na ci mini mu doon def. ña dara ngay parce que liggéey ba léegi ñoom la ñu def ay car la ñu def moo tax première semaine bi nga xamee ne feebar bi commencé na rek. laa leen woo ñu ñëw taxaw wax ma la nga xam ne moom la ñu fas yéene def si seen gox yi war ko jaarale si gouverneur jaarale ko si préfet jaarale ko si mairie bi ak tamit nga xam ne seen comité yi nga xam ne moom la ñu nekk autour des sociétés nee naa ne ñaari société rek ñooy produire fu mu nekk nii dëgg la bari na sociétés yu nekk en phase de recherche nekkuñu fa physiquement mais ña nga fa parce que ña nga ay seen ingénieur mais ña nga xam ne dañu constituer am nañu poste de santé defar nañu poste de santé à Ñàkkafiri ña nga population yi ñu ngi leen di jàppale si li nga xam ne moom la ñu war a am pour économiquement mun si génn mais également du point de vue sanitaire. léegi tamit ba ñuy waxtaan ak ñoom nee nañu ñoom du ñu yem si contribution yi su ma jëlee Sabodala joxe na 500 millions muy téeméeri. Sabodala 500 millions tuutiwul madame ak alal bari mu ñu fay am. waaw alal bu bari 500 millions daa tuuti. est-ce que waaw. da milliard dañuy ñaan waaw mais dañuy ñaan mais milliard bi dina ñëw ndaxte tey su fekkee ni ñu war a def hôpital foofu ñu dugal seen alal parce que man engagement boobu leen lépp lu ñu xam ne dañ koy def comme infrastructure muy ñoom ak Rangold d'accord nañu pour jàppale si nit ñi en terme d'infrastructure mais en terme d'équipement. parce que commencé nañu feebar bi wane na hôpital am na solo. am na solo parce que mooy faj. mais moo tax ñu defal leen dispensaire gën a investir ci loolu. waaw mais dafa mën na la xam nga avant kii bi mooy li nga xam est-ce que loolu société moo ko war a defar am état problème mooy loolu léegi tey ñun xëj na wax na ko mooy code 2088 bi soppi nañ ko en 2003 soppiwaat ko léegi dañu war a def bilan lii moo tax ba defuñu bilan bi mais mois de kii bi mars bi la ñu jàppoon ak cabinet performance ak beneen cabinet pour xool est-ce que réellement retombées yi nga xam ne moom la secteur des mines di andi si dëkk bi ndax war mu ñu ko mën a waxtaanewaat xool ko parce que y a la clause de la stabilité. xaalis biy génn si redevance yi mais du pour Kédougou kese dañ koy jël dugalaat ko moom ak kii la. ci keesu réew mi moom député la man su ma demee assemblée gis nañu pàcc bi nga xam ne secteur des mines mooy 3 pourvoyeurs de finance dans ce pays ñu dugal ko redistribuer ko ndaxte mooy dem si njàng bi mooy dem si santé bi mooy dem si tali mooy dem dans tous les secteurs yi nga xam ne ministères yi am nañu. mais ñu jël benn pàcc bu ndaw itam ni fa nga xam ne foofu la ñuy defee exploitation bi dañ leen koy dollil. bokkul la nga xam ne moom la société yi di def. ñu ne dañ ko si dolli mais problème bañ ko defee répartition bi dafa amoon problème ñi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon am ëpp. malheureusement ñoo gënoon tuuti la ñu seet defaraat clé de répartition bi ñu defaraat arrêté bi ñu ngi si mais nag bëggoon may ma waxtaan tuuti ak sama càmmiñ parce que biy wax Senghor poète dafa doon woy rek foo naa ne ñu bari dellu si nañu si li ñu gisee woon Senghor ndaxte quoi qu'on dit Senghor c'était un grand praticien et un grand scientifique ndaxte su amul woon xalaat bu rafet ba tabax université bi ñu am tey bi nga xam ne mooy suñu fierté fooy naa ne du ñu yegg si fii tey démocratie bi nga xam ne ñu ngi koy balbutier wax nga ne yeneen dëkk yëpp dañu am ay coup d'état ak leneen mais on a pu préserver ça donc nañ ko sant xëj na mënuñu amandoo lépp mënoon nañu gën a xarañ gën a xeex pour am li nga xam ne tey dab nañu mais ce n'est pas trop tard ndax gis nañu en 5 ans li nga xam ne président Macky Sall def na ko depuis 2012 ba tey mu ne tamit attitude sénégalaise loo munti def Youssou Ndour way na ko soo yéegee si kii bi womat bi mu ne moom de nii la mel nga wàcc seen kii bi ñu Sénégal dafa di réew bu metti
culture Kocc Barma itamit mooy naka laay def ba ndax sama morom ba jàll. merci muusante. mas muusante nag muy si état bi muy si ñun ñoo war a soppi ne xam ne loolu dafa war a dañ. man dañ ma ne par exemple man du ma politicien bu baax parce que je suis trop direct. man ne leen je préfère wax nit ki dëgg bi nga xam ne moom la ma président sant ndaxte loo xam ne doo ko jox doomu aadama bu ko dikk mais ñu nag sénégalais ñoo nangu ñoo bëgg ñu leen di jay di leen wax loo xam ne du noonu pour rek raay leen suñ ko defee nag ñun tam nañu ba ñuy joxe dama kii wax na ko Moustapha Diakhaté ne sénégalais ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp lan la ñu bëgg ñu waxante dëgg dox dëgg am li nga xam ne moom mooy war est-ce que yaakaar war nañu tabaxaat éducation bi foofu la. waaw dañ ko war a tabaxaat mais day fekk nit ñi d'accord si comme ni mu ko waxee tey su fekkente tabax bi am na koo xam ne mu ngi jaar si suuf di ko yàq ne man kat sama doom day examen dama bëggoon nga jàllale ko mu kii mais lu état bi tabax ka nga xam ne nangu na ko ak ka nga xam ne jóg na ñëw di ko def ñoom ñëpp la ñu war a sanctionner te foofu laa d'accord ak moom sanction bi dafa war a dal fu mu nekk di président de la république moom la ñu dénk réew mi am na loo xam ne suñ demee ba gis ne daf ko nar a yàqal moo si war a taxaw te foog naa ne foofu lay waxee tey mënuñu bañal xëj na tey ni nga xam ne moom la peut-être Mansour Faye doxalee mais dina si dellu si tey mais xëj na dafa waroon jiitu mu ñëw taxaw si kanam askan bi ne voilà nii ak nii ou bien say woo comité waxtaanee xëj na ma la naroon gën a yombee mais xëj na baral bi moo tax mu doxalee ko nii mais foog naa ne li ñuy daj gis tey dina tax ba leneen lu ñu mënta def dinañ si xoolaat dafa naa au niveau recherche universitaire président def na ko santé bi woo na ña nga xam ne yaakaar na ne ay borom kankam lu rëy lañu ci dëkk bi mu dajale leen téléconférence waxtaan ak ñoom pour xool suñu jógee ci li naka la ñu war a defee suñu carte sanitaire ak su nga xam ne tey ci wér-gu-yaramu Sénégal yi naka lañ ci war a doxale muy ñu nekk ci opposition ak ñëpp donc waxtaanee nañ ko mais loolu en parallèle lañ koy def di ñaan daal génn ci li suñu paree sombi leneen recherche bi noonu lay tamit fu mu nekk nii li nga xam ne am nañ ko nañ profito parce que recherche dafa nekk un parent pauvre dans ce pays on ne respecte pas les scientifiques man bés bu nekk sax yenn saa yi ma kénti ak moom ne ko may leen scientifique yi Sénégal yi di wax ndax ce n'est pas parce que nit jóge na beneen réew moo ñu ëpp xam-xam baa ngi fii même Sénégal yi nekk fii ñu ëpp sax xam-xam ñi nga xam ne ñoo fi noo nekk bitim réew. parce que am na benn déclaration d'ailleurs sax bu Jimmy Carter defoon. waaw ci États-Unis bu ñu waxee États-Unis léegi Chine moo ko raw. dafa ne chinois yi bu ñu jëlee xaalis di investir ci éducation ak recherche ñun Amérique ñu doon dafay guerre. waaw xaalis bu ñu parce que guerre yi moo tax tey chinois yi jiituñu. ñun moo tax léegi na Sénégal te fa naan Sénégal dina ko def dinañ yokk budget recherche scientifique. dinañ yàq éducation parce que Corée loolu la def dafa jël ñaari atu. kiyam budget am ne man joxeetuma dara dama jël. def ko ci biir éducation te fa naa ne ñun tam toll nañ foo xam ne tey il faut ñu éduquer il faut ñu instruire suñu doom yi. monsieur le ministre mbas mi dafa laal secteur yu bëri ba laal secteur économie ba léegi suñu réew yi xam na dañoo mën a dem leb bi am solo ci Afrique président yi taxaw ne nañu annuler dette bi G20 ne na ñoom annulé luñ dette bi waaye dañuy suspendre remboursement ak yooyu dette bi lan lañ ci mën a wax fi xamante lu indi njeexital la. jërëjëf Alsane ñaari ñetti tomb rek yi ma bëgg na leeral tuuti ci waxtaan wi bu njëkk bi mooy toujours li ma doon wax ñi nga xam ne tubaab yee leen formé ni ñuy doxale ni ñu xaw a màbbale daal sunu réew yi nee na Kédougou gars yi dañoo def ay bâtiment defar ki changer néeg yi et cetera Houphouët-Boigny ca Yamoussoukro dans les années tout début années 60 peut-être même avant daa defar ay villas yu rafet ne gars yi pour ñu jóge ci dëkk yi wër Yamoussoukro ñëw dëkk fa ku ne mu affecté la kër xam nga gars yi nu ñu def dégg naa dañ ma ko nettali nag dégg naa gars yi seen jur yi xar yeeg bëy yeeg moom la ñu indi ci village yi bu ñëwee dugal leen foofu tëj bu bët setee ñu ñëw jël yóbbu phénomène bi amoon sax bi Nelson Mandela ñëwee au pouvoir Afrique du Sud bëgg jëlee noir ci township bi dugal leen ci kër yi rafet ñoom dañ ñëw jaay seen kër yi delluwaat fi nekkoon mu ngoog xëy na leen laajul seeni xalaat mu ngoog alors donc loolu benn point la initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE
man dama ne ITIE ni ñu ko tuddee baaxut daa des dañ ko waroon a tuddee ITIE maanaam initiative pour la transparence et l'équité waaw et l'équité dans les industries extractives. waaw kay ndax boo génnee di gis nga yooyu yëpp ay yëf la di ba jot gi mayewul pour ñu toj ko mais ay mbir la boo dee équité boobu su ci nekkut voilà dañuy seetlu est-ce que c'est transparent mais est-ce que c'est équitable dañuy nalawal gars yi daal. équitable mu nga équitable mooy population yi ñoo war a nekk les premiers bénéficiaires. ña fa dëkk mais parce que fa lañ dëkk ci yoon. mais quand même ay 100 Sophie madame la ministre je n'ai plus le montant de ce que li ñu génn ci kii bi pour l'année mettons 2019 booy yaay plus de 122 milliards. 122 milliards 2018 rapport bi loolu la génnee. 122 milliards industrie extractive yi. bon alors nga jële ci barab 122 milliards te ña fa ne amuñu dara chiffre d'affaires chiffre d'affaires bon d'affaires. boo génnee mais bénéfice ba sax même problème bu mu am. ñaata la ñu fay état bi monsieur le ministre. matul 5 milliards wala ëpp ko même problème bi mu am. ëpp na ko. ëpp na ko mais da ngay wax ne même problème bi mu am dans les phosphates de Matam. am ñu naan phosphate yi dañuy ñëw jël camion yi dugal ko yóbbu ko mais amul benn investissement. bu am solo ci région bi. mais xoolal daaru te ñoo ñu ngi grève sax. Daaru Ndendoori. waaw mooy tey waaw. lac de Guiers romb na ay dëkk yoo xam ne amuñu ndox. Dëgg la. est-ce que vous pouvez du yoon donc c'est pour dire. non du question de moo tax ma ne la est-ce que problème bi Sophie li ma bëgg a wax mooy di attends tey c'est-à-dire pour man yii yëpp lu weesu la sax waaw waa dañ ko war a xoolaat. oui dañ ko war a xoolaat d'accord nañ c'est-à-dire dañu war a faram-fàccewaat ko. dugg ci xolu affaire yi. dugg ci beneen jamono li ñu naan jamono bon yegguñ fa dañ ko war a liggéey alors moom loolu la doon def forum bi au mois de loolu mars. nag forum bi c'est très bien mais ça va beaucoup plus loin que le forum ça va beaucoup plus loin problématique yi bon mais xaju fi dama koy junj li ci teg mooy sànq xaw naa xoos président Senghor nag franchement mën naa wax ne c'est mon oncle parce que ba mu nekkee président ma nekk internat lycée Vanvo ses neveux Théophile ak Dieudonné nga xam ne seen papa ak Léo ñoo bokk ndey ak baay c'était mes meilleurs amis mais musuma gis Senghor musuma gis enfin si il venait voir mon grand-père à Kayel quand j'étais à l'école primaire il a même dédié un poème à mon grand-père hommage à Cheikh Yaba Diop bon mais Senghor moo tax ñu am ajustement parce que mais Léo moom quand même déggoo lu mu wax ci français la langue française non moom dafa gëm yooyu pourquoi ñu def ko membre de l'académie française donc pour bokk dans la civilisation il n'a pas essayé non vraiment je l'aime bien franchement mais je juge politiquement il n'a pas essayé de changer les choses il y a quand même un point sur le plan politique boo xam ne mën naa ci ko ci rendre hommage mooy il était pour quand même la fédération il était contre ce qu'il appelait la balkanisation mais à part ça franchement il n'avait pas le temps de s'occuper de tout ça bien donc loolu moo indi ajustement et puis l'université de Dakar la fi Senghor Baye université de Dakar c'est la France qui a construit l'université de Dakar attention UGB je crois que c'est Abdou Diouf voilà Abdoulaye Wade mooy Bambey Ziguinchor Thiès Macky moo indi nu mu tudd université Sine Saloum et cetera donc pour me résumer sur ce point nous devons tout réinventer lanu waroon a def te defuñu ko ba mu indi nu ci pax mii tey fokk nu def ko et au pas de charge mais bor bi nag. maa ngi ñëw ci bor bi et au pas de charge maanaam amul temp amul taxawaalu te loolu nag ki koy jiite mooy ki nekk président de la république su ci taxawee mu wér ñëpp ne taxaw na ci ñi ëpp dinañu ànd ak moom ñi àndut ak moom kenn dootu leen compter bu ko defut
lui-même va le regretter mais je pense qu'il a compris ou j'espère la dette li ma ci bëgg a wax mooy dama xool ci réseaux sociaux yi c'est pas parce que tu es contre Macky Sall que bu Macky Sall ne nañu annuler la dette nga ne non bu kenn annuler la dette xam nga ku boobu xalaat jaaduwut man je crois que aussi niveau politique gu nit ñi it war nañ koo seet mais est-ce que loolu maa ngi ñëw niveau éducation nit ñi waaw moo baissé bien sûr parce que la dette même bu dee ne maanaam ña ko leb nañu ko lebe du noonu fañ ko dugal du noonu et cetera mais c'est le peuple qui paye la dette c'est clair c'est pas Macky Sall qui paye la dette suñu impôt yi ñoo koy fay de alors donc suñ ne annuler la dette nga ne non pourquoi non il faut annuler la dette ensuite tubaab yi ñoom li ñu nu ameel moo ëpp xel mënu koo xalaat ñu dina wax affaire u dette bon mais rapport de force maa ngi fàttali sama benn xarit nee na ba mu nekkee internat day ñëw bëla di 6e am benn ancien bu nekk 4e ne ko da nga may dénk sa pâte dentifrice bi soo soxlaa rek ma jox la ci mais noonu lay demee sunu alal yi noonu la donc ça doit changer maintenant l'annulation de la dette pour moi doit être accompagnée de ay mesures ah oui parce que aussi on ne peut pas itam di leb di def lu neex nanguwuñu annulation bi de dañoo nangu juste suspension dette bi oui non c'est tout un combat c'est tout un combat maa ngi lire sax ne way Macron dafa arrière parce que Macron avait dit moom d'accord na léegi mu ne ce n'est pas nuñ ko mu ne ce n'est pas tout de suite bon mais c'est des batailles c'est-à-dire tey toute l'Afrique bu ñu dajee 50 et quelques États ne il faut annuler la dette mu jaral leen coono yi yenn coono yi bu ñu amul annulation yi dinañu am lu ko jege. mais monsieur le ministre au lieu sax annuler dette bi ñu bëri nee nañu tey chaque année y a 60 000 milliards qui sortent dans des flux financiers illicites loolu rek bu dasoon Afrique rek soxluñu dette. oui bien sûr maanaam. entreprise lu fay seen impôt ci Afrique. maanaam néolibéralisme bi moo jaxase àddina bi néolibéralisme bi. crise bi wane na ne du dara état yi jëlaat nañu seen identité j'allais dire mais ñun lan la suñu état yi war a jariñ lan ko war a utiliser l'état est un instrument lan lañ ko war a utiliser je crois que mooy li ñuy waxtaan nii donc annulation de la dette mais aussi l'Afrique na taxawaat tekki Afrique dafa war a taxawaat tekki te lu mën a nekk la man nee naa bërki démb dañ doon waxtaan commission paix et sécurité sur Union africaine unité africaine fédéralisme et cetera ma ne quand même mënunoo toog ba ñëpp d'accord ngay soog a dem États-Unis ñaata état la matul 53 hein 53 bien alors ñaata la départ woon 13 am nañu ne sax néewoon na ca départ ba 9 ok donc pour man tey Macky Sall waroon na mën a jël solu dàllam na ko Abdoulaye daan defee mu def lu ko raw ñu seet ci Afrique est-ce que juróom lañu wala fukk lañu wala fukk ak juróom lañu ñi d'accord ñu ànd quel que soit la ñu ànd tout de suite et puis nee naa amul sax ay continuité territoriale ak yooyu que voilà danoo war a bokk c'est pas vrai c'est pas nécessaire Alaska est-ce que bokk na frontière ak le reste des États-Unis non donc foofu la ñu war a jëm te buñ ko defee nga am 5 7 10 yu dajaloo balaa mat 1 an di nga gis fukk wala ñaar fukk yu daw ñëw foofu lay waxee. madame la ministre. gëm nga ne bu ñu génnee ci crise bi dinañu tirer leçon yi parce que problème bi mooy ñëpp a ngi laaj ci Afrique ou bien suñu réew yi est-ce que du ñu constater affaire yi rek ñu def ay affaire u taf yëngal delluwaat fu ñu nekkoon toog di xaar parce que am na yu moment yu bëri waroon def rupture mais def ñu rupture ñu war a def. Alassane fan naa ni rupture am na
ndaxte kay ku gis taxawaay virus bi président si virus bi ah gëm nga ko. ah waaye am na waaye yow tamit am na tuuti soxna si nag moom mi ngi ci avant moom ba tey. nekkuñu si avant moom dafa ngir non ñun ci boppam. non xam nga urgence bi mooy li ma la wax tànk urgence bi tax na xëj na nit ñi ñu ngi juum si doxalin mooy li ma wax déglu ma dama ne xëj na li nga xam ne moom la Mansour Faye di war a def tey waroon na ko njëkkee parce que xëy na erreur la ni nee nañu waaw. urgence mun naa am mais du tax urgence bu amee réflexion bañ am. d'accord nañu dans l'urgence on peut mais dans réfléchir en on même peut temps réfléchir en comme même ni temps ministre bi wax ñu ni ñu tëju. d'accord nañ ko mais ci cabinet yi réfléchir nañu parce que suñu think tank demee yi ba commencé waxtaanee di ko conseil des ministres fan naa ne waxtaanee nañ ko moom su waxtaanee ay si ministère am ak ay nit ñëw andi ko conseil des ministres ñu waxtaanee ko génne ko xëy na waroon na gën a sori loolu mais suñ ko waxtaanee su fekkente ne président de la république la ñu dénk réew mi mu wax ko ne ko nii laa ko bëgg a defee quand même war nañ ko wóolu mais moo tax ma ne xëy na si urgence bi waroon na jiital lal waxtaan boobu def beneen comité mu gën a yombal affaire yi ndaxte xam nañ Sénégal lu mu mel loolu d'accord nañ si te loolu xëy na dinañ ko rectifier ndaxte mooy cëru président de la République tey fu mu nekk ni am nañ lañ leen lu ñu war a tal lu dul nekk di discuter si parce que danger bi mooy sensibiliser tey yëmbal fu mu nekk nii ñu fàtte ñu ngi commencé bi fàtte virus bi topp ay affaire li nga xam ne mooy suñu problème politicien daf ñu sonnal nañu def la politique te bàyyi la politique politicienne te loolu du état ñun ñëpp la fu mu nekk nii feebar bii moo am solo feebar cas communautaire yi nga xam ne commencé na bari commencé na jaaxal waa santé affaire u fast track le président waxoon fast track mooy di tey nañu baral affaire yi mais est-ce que sénégalais yi d'accord nañu pour fast track man dama koy faral di wax man ne ko ñun sunu rek façon di doxal barrière la Alassane soo ñëwee bureau 8h nga ne 8h la ñuy démarrer mais 8h nit ñi dañuy teg seen sac dem di nuyoonte di saafante war nga ndékki sa kër balaa ngay ñëw bureau. loolu mooy yoon. mais nit ñi dañuy ñëw di ndékkee bureau ba 9h ba 10h da ngay dem fenn soxla kayit mais nit ñaa ngi ndékki ndax nit ñaa ngi waxtaan di fàtte di nettali affaire couvre-feu bi ak yooyu parce que junj na ko sànq public bi nit ñi kii administration nit ñi dañ ko nasaxal. ndax dañu foog ne ñi nekk ci privé bi rek ñoo am doole ñoom ñoo xam ñi nekk fii amuñu xam-xam bi. mais est-ce que état waroon teg ay règles. état dina teg règle administration bi tey dañ koy contrôler parce que commencé woon nañu tey ñu ñëw 7 heures. parce que benn exemple laa lay ngay jox budget soo budget. waaw donc dem ba fa nga xam ne tey su fekkente ne au lieu de 24 heures liggéeyu 24 heures. 20 heures ñu dindi 4 heures yi nga xam ne kiiwuloo ko. ba exemple daal lay jox rek boo yeewoo Dakar suba teel. 5 heures du matin. ba 7 heures 8 heures. tali yi nu la neex daw. waaw à partir du embouteillage commencé. donc mooy nit ñi duñu liggéey heure yu war liggéey mais nguur gi moo war a jël matuwaay. waaye su jëlee dinañ jël matuwaay parce que loolu tamit mooy tey par exemple numérisation bi mooy ku ñëw tey nga war a mën a budget ñu xam ne waxtu temps sàngam nga ñëw waxtu sàngam nga génn waxtu sàngam nga dellu si waat ñu dindi ko si nga xam ne mooy sa payor mais soo ko defee tey Sénégal mais ñoom ñooy njëkk a yàq machine yi sax am na yoo xam ne defaroon nañ ko mais dañu dem yàq machine yi parce que bëgguñu ñu appliquer ko loolu itam dañu war a sanctionner. sanction daal tant que amul si dëkk bi. am na loo xam ne du dox. il faut que président commencer di sanctionner commencer ko par man ak keneen suñu fekkee la nga xam ne moom la bëgg defuñu ko mu dóor ñu changer léegi nee na itamit annulation de la dette boobu may wax si tamit. d'accord naa ak moom te moo tax président xaaru si kenn dafa jóg taxaw ne nañu annuler dette bi. effectivement dina sol dàllam kenn mënatul dem avion nag mais xam naa ne mi ngi jokkoo ak yéen ay président yoo xam ne ak yéen mi sax opposition te ñun ñii ñoo ko war a dooleel am na koo xam ne nag yëkkati na kàddoom muy le pape pape bi nee na effectivement dañu war a annuler dette bi parce que la nga xam ne Europe moom la yore Afrique dafa bari te doomu Europe sax dañ ko d'accord doomu Europe yi nee na il faut ñu fay Afrique parce que li ñu fa jël dafa bari la nga xam ne seen papa ak seen maam def nañu ko ñoom d'accord ñu si dañ bëgg coono boobu parce que yaakaar nañu tey li ñu dal mbiru yàlla ngi si mbiru yàlla mooy dañu tooñ yàlla bi nag du question rek dem julli ak leneen mais li nga xam ne lu bon yëpp xëy na ñoom tam seen maam ak seen maamaati maam am na benn vidéo bu doon circuler temps yële nga xam ne ñoom dañu ñëw di baalu ak africains yi ne seen waajur yi nañu delloo li nga xam ne moo jóge Afrique du sa alal bi kese même la nga xam ne yenn saa yi mooy sunu ay objet yi ak moom kenn mënu ko estimer mais au moins suñu annuler dette bi gunge africains yi te foog naa ne moom dina sori te loolu xale yi ñoo war a jël combat yi di dàkk dans les réseaux sociaux Pape bi joxe na kii bi le ton et suñu évêques yi tamit joxe nañ ton ñuy gërëm itamit autorités religieuses yi nga xam ne tey ba nga xamee ne metti na
la nga xam ne mooy sunu cosaan ndaxte itamit ñun diine dafa am doole su ñun c'est que ñun lu ñuy fàggalgal dafa bari daf jàpp beaucoup de mélange dañuy boole diine bi boole ko ak cosaan bi boole ko ak li nga xam ne ba finalement ñun suñu bopp sax dañu xaw a réer xëj na foofu la ñu war a teg nit ñi lii diine moo ko santaane lii cosaan moo ko santaane lii république moo ko santaane tant que defuñu loolu man ay affaire du sax judiciaire ak li mais ñetti pàcc yooyu nga xam ne mooy ñetti tànk marmite bi mooy diine doomu aadama bu nekk da nga ko war a am li nga xam ne mooy sa cosaan da nga ko war a xam nga mubboo ko jël ko nag yóbbu ko fa nga xam ne ñay décider parce que tey Afrique kese mu yorewu réew mi malheureusement dañu fekk foo xam ne mooy le monde Europe moo ko yore woon léegi mais ñun mën nañu moderniser suñu te du tere ba ñu génn suñu cosaan ñetteel bi nag mooy li nga xam ne nag mooy république nag président de la République moo ko moom ak gouvernement mooy li nga xam ne mooy li ñuy def. monsieur Mbodj gëm nga ne un autre monde bu ñuy wax dina am ci réew mi gëm nga ko yow. est-ce que un autre monde dañuy changer. absolument gëm naa ko bu baax mais je ne dis pas que ci ak ci corona bi lay am. wala ci leneen lay am wala ci mais fokk mu am ci Sénégal parce que sénégalais yi dañoo bëgg lu baax attention am nañuy ay défaut mais am nañuy qualité dañoo bëgg lu baax boo leen dugalee ci loo xam ne gis nañ ne lii seen njariñ a ngi ci franchement dañ ciy taxaw mais li ñu dul d'accord ñoom naka jekk même jamono njaayum jaam ma xamal la ko wala xam naa ne xam nga gaa yi ñu ci bare boo leen masee jàpp fii dañuy bu ñu demee ba ci géej gi dañuy def organiser soulèvement da ngay obligé sànni jaam yi ci géej gi ndax booba jaam mook saakub ceebayam alors ba demoon nañu ba ne sax nañu moytu di jàpp Sénégalais waaw pour jaam ay fippukat lañu ay fippukat lañu donc ça c'est très important léegi li ma ci bëgg a wax sànq su fi nee na way bon defar nañu ay kii pour gars yi absenté nangam fonction publique man bi ma nekkee à la culture ay 2000 dama xëy ñu di liggéey ba heure bi 9h voilà ma woo benn directeur ñu ne xewul jotuma ko ma woo keneen jotuma ko après je me suis mis ma ne attends est-ce que gars yi liggéey si nañu bon ca suba sa maak sama directeur de cabinet ñu teg suñu chaise ci buntu ascenseur bi xam nga bâtiment bi nekk jàkkaar ministère de l'intérieur place Washington mu ngoog ku dugg gis ñu alors c'était assez cocasse mais bon je passe sur les détails ca suba sa 7h30 ñëpp ngi seen place. L'exemple wolof proverbe guinéen da ne le poisson pourrit par la tête. C'est-à-dire que ki jiite. lu mu doxale rek ñu doxalee noonu. nit ñi noonu la ñuy doxalee. président Mamadou Dia da daan taxaw buntu building administratif kenn daawul tardé. léegi nag nga régler problème mu ñëw gars yi ñëw heure bu 10h ñu summi seen west wékk ci seen dem topp ji seen affaire mais ça aussi je pense que c'est parce que le travail n'est pas bien conçu organisé et bien distribué parce que su dee ne sa liggéey dafa bare te da ngay rendre compte doo am temps wu di wékk sa west di dem fenn. te normalement numérique bi war na moo joxe léegi. mais bien contrôler sûr. les gens. mais alors donc liggéey bi mais le problème. c'est que ka ko war a régler. moom su ci boppam fekkente ne du moom ci boppam ci boobu kaala ne du ko régler. et ça dafa dem ba ca kaw. ca kaw le gars bu fekkente ne du sanctionner affaire ba du sotti mais pourquoi moom ci boppam du sanctionner c'est autant de. c'est une chaîne. parce que boo nekkoon président di yeewu. foofu laa bëgg a wax foofu laay terminer xëy na gaa liggéey ci la conception de la politique. dama lire ñu ne waa léegi nañ jël politique bi teg fee. te kii mais c'est pas vrai. la politique est toujours avec. c'est pas vrai politique bi ñu war a teg fee te kooku du teg ko fee ba Covid mbas mi jàll nga mu dikkaat loolu ñu tuddee politique du politique.
ay wuruj wor fen jaxase et cetera dugg ci politique comme ni kiy duggee ci entreprise de bâtiment nga xam ne day tabax yow nga ne damay dugg ci politique pour am xaalis comme kooku day tabax yow nga bëgg a lal sa alal ci wax lu dul noonu yàq xelu nit ñi loolu du politique politique mooy fii ñu tollu tembe ñi doon yëngu di woo nit ñi kaay leen ànd ak man maa gën Macky Sall et cetera ak Macky Sall ci boppam ak ñi ànd ak moom ñu am taxawaay buy wane ne ñii kan ndekete réew mee taxoon ñuy wax dégg nga wax ji mu ngoog voilà temps bu ñu impartir jeex na madame la ministre waxtaan bi neex na te ñu gën a ñaaxaat aussi askan wi ci feebar bi xam ne coow li bëri na waaye bu ñu fàtte feebar bi ndax ba léegi mu ngi law ci réew mi cas communautaire yi indi na jafe-jafe docteur yi seen bopp jaaxal na leen nañuy war a mun a moytuwaat li docteur yi digle ñu xam ne feebar bi dafay law dafay reye ñu bàyyi ci xel ñu xeex ba mu génn ci réew mi maa ngi gërëm madame Aïssatou Sophie Gadoumassi bi ci teewaay bi nekkoon ministre des mines et de la géologie nekk ko ñun tamit de gërëm ministre Mamadou Diop Decroix te nekk aussi secrétaire AGPADS de gërëm Laye Diouf ak technicien yëpp nekkoon ci machine bi ci xarala bi di waxtaan ak askan bi leen jox dig daje fan yi ñu continuer di waxtaan bi ci réew mi jërë ngeen jëf